asalaamaaleykum mbokk yi déglu i rajo ITV ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam xam ngeen ne nuñ ko baaxoo di def di coronavirus bi doore ba léegi lëmbal réew mi lëmbal àdduna jaaxal ñëpp jaaxal spécialistes yi jaaxal médecins yi jaaxal politiciens yi jaaxal économie bi Sénégal ñu ngi ci maanaam temps yi ci xeex boobu xeex bi nag laata ñu commencé dañuy bëgg rendre hommage personnel soignant bi médecins yi xamante ne ñoom guddi ak bëccëg duñu fanaan duñu nelaw duñu def dara di toppatoo maanaam xeex bi nga xamante ne moom mooy coronavirus bi nekk ci hôpitaux yi bàyyi seen njaboot bàyyi seen jabar nekkal ñu di xeexal maanaam guerre bi ñu nekk affaire bi guerre la de leneen guerre bi nag mooy maanaam kii di virus bi coronavirus mu ngi bëgg a law ci réew mi xam ngeen ne démb bu ñu xayma bi xaw na doy waar xaw parce que yokku na ñu ngi léegi ci 67 cas yooyu nag dugg na ci 5 régions yi région de Dakar région de Saint-Louis région de Thiès région de Ziguinchor ak région de Tambacounda loolu nag la autorités yi génnee dem wax moo tax wax ji ñëwaat na ñu gën ci wax soññ askan wi encore ñu gën a farlu ci li xamante ne moom mooy virus bi ndaxte virus bi kon ñu ko waxee xamul sëriñ xamul taalibe xamul président xamul ku ñàkk xamul ku am xamul ku keneen moom day lëmbal di wër di maanaam di contaminer nit ñi te contamination bu ko defee ci suñu réew yi te amuñu doole day indi ay jafe-jafe yu bëri moo tax ñu indi fi encore ak ay kilifa pour waxtaan ak ñoom ñu ak Makhtar Camara moom mooy chef de l'unité bactériologie du laboratoire de bactériologie virologie de chez HU Aristide Le Dantec fa lay liggéey maanaam lépp luy xeetu virus yooyu ñoom xam nañ ko ci dañuy liggéeyee indi tamit docteur Malick Diop ñëpp xam nañ ko d'abord moom pharmacien la pharmacie industrielle la def te tamit moo nekkoon directeur ACPEC mooy société bi nga xamante ne agence la bi nekk Sénégal bu doon topp exportation yi xam ne Sénégal mu ngi doon liggéey pour gën a defar gàncaxam defar ay yëfam pour di ko exporter bitim réew daana avion yi dematuñu dara amatul dafa mel ni secteur yooyu yëpp ñu ngi ci sinistre te loolu virus bi dalay woon moom laal na partout bàyyiwul économie bàyyiwul social bàyyiwul culturel bàyyiwul sax relation nit ak nit ndaxte saafanto bi ci réew mi ak maanaam dëkk nu ñu dëkkee ci réew mi yëpp ñu leen ay jafe-jafe docteur Pape Makhtar Camara ñu ngi lay dalal di la nuyu sénégalais commencé nañ jaaxle parce que nee nañu virus bi léegi dafa mel ni jóge na ci espace bi mu doon nekk mu ngi bëgg a law ci Sénégal ci yenn régions yi nekkaan lu ñuy waxante ne benn virus communautaire lan mooy virus communautaire ak yan jafe-jafe la mën a indil askan wi. jërëjëf Alsane maa ngi rafet lu baax invitation bi ñu invité tey jii may ma rek ma nuyu sama naataango sama grand docteur Malick Diop xam ni daanaka ay promotionnaire nañ ñu jàngandoo pharmacie vraiment di nit ku baax gis nañu taxawaayam si réew mi. ma également bëgg profiter occasion pour jaale leen seen naataango bi mun Ndiaye Dos. ñaanal yàlla. amiin ko àjjana àdduna fil daws. amiin yaa rabbi. voilà donc wax nga dëgg fu mu nekk nii moom coronavirus bi lëmbee na àdduna bi xam nga ko tiitul de waaye waa Kër Docteur ñun tiit nañu ma yaakaar nag askan bi nag jàppagul dayoo bi gravité bi yegg commencé ba léegi comprendre guñ ko mbir mi dafa jéggi doyoo fu mu nekk nii parce que ni ñuy waxee infection communautaire mooy. kaawu coronavirus bi fu mu nekk nii mooy ñi gis ne am nañ doomu jàngoro yu mujj ñi ñetti ñooñu xamuñ kan moo leen ko wàll parce que ñoom amuñu benn jegeñaale ak ñi xamoon dañu leen identifié woon ne dañoo infecté par coronavirus bi loolu moo doy waar nag loolu moo tax fu mu nekk nii ñëpp tiit nañ parce que nit ku nekk si ñun mën nga yore doomu jàngoro bi di dox say soxla di wéy loolu moo tax vraiment ñu digal askan bi ñu limité dox bi ku mën a toog sa kër nga toog sa kër éviter aussi nit yi di demlante seen biir man wax naa sama kër ne bu ma kenn ñëwti fi daan daf may seet si solatuma gan ku nekk na toog sa kër ndax nit ki virus bi dafa soxla nekk si nit ki pour mën di dox bu dee moom ndong demul fenn lu néew doole la donc il faut mu dugg si nit ki pour mën a ànd ak nit ki di wéy di wàll nit yi di wasaaroo en fait demalante bi ak doxalante bi mooy tax virus bi di gën a law moo fi gën a yokk maanaam ki nit bu ko amee jóge këram mun na contaminer nit ñi bëree bëri bu baax sax moo tax ñu wax nit ñi nañu toog seen kër bañ a génne jàngoro bi ci biti tout à fait parce que ba ñu door si feebar coronavirus épidémie si dañoo jëmoon dañ ne woon benn nit bu am infection ñaar ba ñetti nit lay wàll mais Modou bi jóge Italie waaye na loolu du dëgg moom rek wàll na daanaka lépp ñaar fukki nit donc en fait dafa garaaw boo xam ni il faut nit yi delloo seen xel
xam ni du question waa kër docteur ñooy lijjanti mbir bi askan bi si boppam fu mu nekk comme nee na communautaire la communauté boppam ñu war a mën lijjanti mbir mi ñu topp ndigalu président vraiment joxe na le bon exemple dem na sax bay di participer di wan nit yi nan la ñuy raxase loxo lu am solo la di aussi génne ay arrêté ay décret pour mbooloo yi ñu moytu ko loolu vraiment suñ ko toppoon yaakaar naa du jëg si fii mais sénégalais mooy nekk nit ku doy waar yaakaar naa ne àdduna bu daj sénégalais mooy gën a peuple bi gën a xaw a doy waar parce que amuñu yar te bët dañu mën a sofantal ay mbir bu ñu demee bañ koy foyee ci réseaux sociaux yi di ko théâtraliser xam ni vraiment inconscience mu yegg foofu en tout cas ñun daal waa Kër Docteur ñun jaaxal ñu lool sax docteur Malick Diop noo jàngatee maanaam soofantal bu ñu soofantal feebar bi sénégalais yi ba léegi am ñi xamante ne même ay ñi xamante ne jàng nañ école gëm nañu affaire bi amul ay wax la. Alassane maa ngi lay nuyu di remercier vraiment seen équipe bi yëpp ci invitation bi di rafetlu surtout le fait liggéey bi ngeen di def tamit dafa am solo parce que sujet yi ngeen di génnee tey sujet yoo xam ne tey dafa soxal askan wi di sujet yu am solo profite de l'occasion pour nuyu docteur Matar nga xam ne ñoo nekk ndoroon faculté de médecine et de pharmacie muy année yu am solo yoo xam ne tamit année yoo xam ne la da ngay tamit yokk xam-xam macha allah di wax rek ne Alassane soofantal bi ñàkk xam rek moom moo mun tax nit ki jël à la légère pathologie bu mel nii Matar ni mu ko waxee kër docteur ñëpp defe naa ñi nekk ci recherche industrie pharmaceutique tey jii nii ñi nekk ci biologie moléculaire génie génétique les biologistes tey jii nii recherche yi ñi ngi essayer mais difficulté bu yu doy waar lañ am pour jël en charge tey pathologie boobu parce que ku xam feebar bi dañu mun nañ jàpp un certain nombre de choses feebar bi am na dégg naa ñenn ñi ne pour ñoom amul d'abord feebar bi am na li gën a indi problème tey jii nii mooy ñu bëri pour ñoom dañ ko teg grippe rek simplement alors que soo jëlee tey famille yu coronavirus yi ñoom dañu xaw a doy waar parce que suñ jëlee virus yi dafa am virus yi ñu naan ADN virus ARN mais kii virus ARN la c'est-à-dire melokaanam dafay soppaliku tey jii nii bu ngeen jëlee Chine souche bi nga xam ne mooy souche S bi fa génnoon bu ñu jëlee ñi nga xam ne ñoom ñooy am feebar bi actuellement boo ci jëlee téeméer fanweer rek ñooy am souche bu njëkk bi ñi si des ñëpp souche bu bees la ñu am donc même recherche bi dañu am problème parce que mun nañ sax xam melokaanu virus bi mooy déterminer son génome mais même pour la recherche c'est extrêmement compliqué parce que les séquences yi dafa changé. maanaam virus bi dafay soppaleeku donc yow dafa mel ni ngay xeex nit nga toog ba si yàgg ñëw gi mu sopp mu nekk keneen donc dafay mel ni jinne ngay xeexal beneen bi également mooy loo xam ne dama bëgg mu leer ci bopp nit ñi tey jii nii lu tax mu am une prise en charge totale tey jii nii de la situation par l'État du Sénégal à commencer par le président de la République mais réflexion simple moo mën a tax nit xalaat ne feebar boo xam ne ñi ngi koy dégg commencé gul président de la République au gouvernement bi yëpp ñëpp toog naan leen nañu mettre en place un système boo xam ne tey jii nii dañu xeex jàngoro bi xam nga loolu ñoom mosuñ ko dégg toog ba si yàgg mu am ñoo xam ne dañ jëlee jàngoro bitim réew nekk ay européens ak yooyu di yegsi ku ci yegsi ñëpp jóg ministre de la santé toutes les équipes yi nekk autour de la santé ak ay ministre infrastructure ministre intérieur ñu ne nañu continuer xeex mbir mi mu am koo xam ne daf ko importer mu commencé law ci biir réew mi ñëpp jóg ci loolu déjà rek jàngat doomu Sénégal war nañ am jàngat bi te jàngat bi ñu war a am mooy ñu xool li xew feneen tey jii nii ku mënoon xalaat ñetti weer ci ginnaaw ne France bi nga xam ne seen système de santé c'est extraordinaire tey jii nii amuñ masque c'est-à-dire état bi ci boppam moo ñi ngi def ay
ay nu mu tuddati ay même ministre de la santé wax na ne ñi nga xam ne ñi ngi ci kër yi te amoon ay masque nañu indi masque yi pour ñu jox ko corps médical. parce que tey jii nii urgentiste yi généraliste médecin généraliste amatuñ masque FFP2 FFP3 masque bi nga xam ne moom mooy protéger ki yore feebar bi nu mu tuddati fajkat bi moo koy protéger entre moom ak ki yore feebar bi réew mu mel ni France Italie tey jii nii da ngay gis ñoo xam ne dañu am ay malade bu ñu amee malade nga am ñetti malade boo amee ñetti malade benn respirateur ngay am malade bu ci nekk tey jii nii mi ngi fat soxla na oxygène nga am juste benn bouteille pour faj kenn ci ñoom ñett donc nga tànn kenn ci ñoom ñett pour ne kii de comme moo gën a féete ndaw naa ko faj ñi si des ma bàyyi leen noonu dañuy tànn ñan ñooy dee fi mu ne nii. seen système de santé yoo xam ne la woon mënuma ne c'était parfait mais système de santé yu baax a baax la woon astama ñun nga xam ne tey jii nii nombre de lits bi c'est limité et cetera jusqu'à présent effectivement patients yi ñu ngi di ñëw ba yegg si 67 am na juróomi ci wër c'est vrai 62 mais bu am transmission communautaire comme ni ko Matar waxee am na ñoo xam ne feebar nañ tey jii nii xamuñ ñan la ñi ngi wàll ñeneen dinañ dem ba benn instant après dootul am lal c'est normal c'est tout à fait normal comme ni France def comme ni Italie def comme ni Chine def tey jii nii comme yeneen réew tey jii nii yoo xam ne tàmbali nañ ko comme ay Iran et cetera donc dafay métti tey jii nii nga jël leen en charge mais loolu kenn kese moom mun a régler loolu ce n'est ni le président de la République ni l'État du Sénégal ni les acteurs de la santé et cetera population yi ñoo mën a régler un problème de blocage de la transmission communautaire chaîne de transmission bi la ñu laaj doomu Sénégal ñu fexe ba bloquer chaîne de transmission bi virus bi lan mooy problème bi bokkul ak bactérie bu nekkee ci biti moom mun na multiplier wu virus munu ko foog mu am jaar ci benn hôte dafay jaar ci benn animal mun na jaar ci jaan mun na jaar ci chauve-souris waaye actuellement moom foog mu dugg ci nit bu duggee ci nit multiplier wu ci biir nit bi après mun a song nit ki sonal nit ki ba nit kooku yeneen feebar di ko rey donc tey jii nii ñun rek ñoo mën a fexe ba doomu Sénégal 14 millions yi fexe ba bu duggee ci nit du dem dugg ci beneen nit boobu nag benn solution rek mooy bi Matar wax bu kenn seeti kenn ku ci nekk na nga toog sa kër régler li ngay régler ak say njaboot bu ngeen toogee foofu virus bi dafay jaxle parce que bu waroon nekk fenn multiplier wu parce que bu multiplier wu ba à un moment donné day càng dootul mun a dem foog mu dugg dugg ci beneen hôte donc su fekkee ne bloqué nañ chaîne boobu rek macha allah yàlla dina mën a tax ñu génn si mais bu ñu ko deful kenn mënul wax tey jii nii ban solution la ñu am parce que àdduna wërngal képp kenn amul solution bi. réew yu mel ni France mel ni Italie Espagne am système de santé bi nga xamante ne bi mucc ayib la. am nañu matériel bi respirateur yi ba tey respirateur Italie ak Espagne dañuy dem di ko wuti ay Chine pour mu dimbali leen réew mel ni Sénégal te système de santé bi amul doole boobu moom parce que pays sous-développé lañ te population bi nekk nag infection communautaire yan lan la ñu war a wax nit ñi pour ñu xam ne ñoom seen bopp ils sont tous en danger ñu xam danger bi bari na ci réew mi ñu génn seen xel xam ne li ñuy wax ni doy lépp parce que ñu ngi gis hôpitaux yi bu fekkee dañu ngi seetaan télévision ñoom seen bopp gis nañu ñi dee ñu bare ak nit ñi ñuy souffrir ak docteurs yi sax seen i jooy par rapport à situation bi détresse bi fa am. waaw jërëjëf Alassane loolu lu nga wax léegi lu am solo la ñun yàlla sax daf ñëw baaxee ndax ñi fi am doomu jàngoro ji ba léegi ñeen jotoo ràññee kenn jot fii am bu forme bu garaaw muy forme infection respiratoire yi fekk naa ne ñaanuñu yàlla loolu arrivé bis bu arrivé moom mooy musiba naaru laay parce que comme ni nga waxee dañoo néew doole lool sax mbirum réanimation assistance respiratoire dañ see néewle ba xam ni bis loolu boo amee moom musiba naaru laay la donc heureusement ba léegi daal ñu gis ne mbir mi yegsigul foofu ñu profité ci occasion bi pour vraiment di jaajëfal sunu kilifa sunu mag professeur Moussa Seydi ak équipe am yëpp gis nañ vraiment seen taxawaay lekkatuñu naanatuñu nelawtuñu ñooñu vraiment sénégalais yi war nañ leen yërëm waa Kër Docteur li ñuy daj donc ñu gën a
soppi seen doxalin soppi seen xalaat dellu seen xel xam ni mbir mi dafa garaaw boo xam ni fu ñu ko natt rek romb na ko xëy na 67 dañuy gis mais 68 yow mën nañ ko multiplier par 20 ou 30 te ñu ngi circuler si dëkk bi mën na nekk yow mën na nekk man moo tax joxalante bi ñu war a wàññeeku bu baax a baax parce que virus bi dafa jël surprise àdduna bi même réew yi gën a am doole la moo tax mu bett àdduna bi mooy virus bi dafa doon lu bees mosul dugg suñu yaram donc suñu yaram suñu soldats yi nekk suñu biir yaram muy anticorps yi muy les cellules cytotoxiques ak yenn cellules yoo xam ne ay soldats yi jaar di aar suñu yaram xamuñu ko donc mun ñu koo xamul rax si dolli virus bi dafa gaaw a wàlle mutation yi mu def comme ni ko docteur Mali joxee virus dafa gaaw muté loolu moo ko utile virus yu amoon 2003 ak 2012 bii dafa gaaw a mutation bien que même genre bi la mais xëy na virus bi dafa doy waar daal xëy na mën na am mu doon ab virus recombinant c'est-à-dire ñaari virus yu ute bu ñu duggee si biir yaram nit dugg si même cellule même pepp mën nañ joxalante ay gènes gènes yi ñu joxante nag day créer benn espèce virus bu bees bu doy waar bu xam ni soldat yaram yi duñ ko ràññee ba pare mën na ko yokk aussi virulence surtout dans la transmission. ci fagaru bi. pour renforcer soldatu yaram ji. yan xeetu garab nga mun a jëlagum pour renforcer ce système immunitaire. fu mu nekk nii garab googu amagul parce que vaccin semaine bi passée américains yi commencé nañ lancer benn vaccin dégg naa sax Chine aussi tey jii lancé nañ benn vaccin clinique mbirum vaccin moo loo xam ne dafa doy waar. ay étapes yu bëri la. day jël temps day jël ba ñaari at wala lu ko romb sax parce que il faut que d'abord yow nga fabriquer vaccin bi soo fabriquer ba pare il faut nga dem tester ko si rabu àll yi te doo ko tester si n'importe quel rabu àll da ngay xool rabu àll boo xam ni système immunitaire am dafa xaw a jege. nit xool lu muy réagir ba pare xool si rabu àll bi ndax dafay toxique si moom xool ban voie d'administration daan na koy jox si gémmiñam wala da nga koy piqûre yëpp da ngay xool loolu pare nga doo ko jàll si nit ki. boo jëlee si nit nag ñeenti phase yooyu rek mën a jël ñaari at. entre temps. nit ñi bu ñu faju ñaari at kon nit ñi dañuy jeex. waaw dañuy jeex. moo tax nag ñu war a insister si biir fagaru dañuy fagaru bu baax c'est vrai que chloroquine am na fi mais na nit ci def attention chloroquine bi gis naa temps yi sax yaay nekk si pharmacie yi di rang di xeex sax am na sax sama benn mbokk moo si mere ne ma lu tax Maxtaar xam ne lii day faj waxuma ko mere naa ko giru dund. dem di rang si pharmacie yi alors que warul nekkee noonu parce que bu ñu ko yàggee def chloroquine dootu am benn njëriñ même bu dee am na njeexital. bu bon si virus bi. bu yàggee dootul amati njëriñ comme ni ñu koy waxee rek ku bind say kàddu rek yàpp la. bu sunu virus bi yàgg tamit miin sunu chloroquine bi yàggee daf ko yàpp ndax fu ko jaar chloroquine bi médecins yi ñooy décider ban étape gravité ba. éviter progression bu grave maladie bi ñu jox ko malade bi fu mu nekk nii OMS bi joxe ay recommandations ne pour ñu traiter nit yi ba léegi jox ko si kàddu xëy na dina si. wax semaine ñëw na sax mais yenn dëkk yi am nañ seen liberté ku mel ni Chine wala France wala Maroc yenn dëkk yi yenn équipe médicale yi ñoom déjà commencé nañ di utiliser chloroquine di si boole benn xeetu antibiotique boo xam ni. mooy antibiotique boo xam ni moom rek ni xam bu mën a am activité antivirale mën xaw a mën dara si virus. chloroquine lu njëriñ bu muy am mooy mën na empêcher virus bi ñëw tag si kaw cellule bi. wala fekkee ne tag na si pare mu empêcher ko mu dugg si biir cellule bi loolu mooy njeexital chloroquine. donc loolu mën na tax même nit bu amee infection bu ko jëlee. du développé bu baax. ba di ko lor naan charge virale virus bi mën na wàññeeku bu baax a baax mën nañ ko limiter bloqué loolu mooy njeexital bi azithromycine aussi boobu aussi am na aussi activité bu xaw a demee noonu te boobu aussi mën na aussi di prévenir yenn surinfection bactérienne yi parce que virus bi say xëtër lay dugg bu si duggee mën na la yombal ngay am infection ay bactéries doy waar xam ne yow
rapidement ñu faagagal la donc loolu aussi mën na ko aar waaw docteur chloroquine bi coow bi am na ci gis nañu sax benn docteur bi nekk Marseille bu tudd Raoul moom ci réseaux sociaux yi ci télévision française ak yëpp mu ngi wax chloroquine bi bokk nañ xamante ne mun naa faj maanaam feebar bi mun na ko sax xëy na wàññi de façon drastique dañoo conseillé ko Sénégal fii amoon na benn société bi doon liggéey ci mbirum pharmacie daan liggéey loolu ñu jaay ko benn société bu tudd Médicis reprendre ko te ñooñu ñu fay liggéey ñu si bëri xëy na temps ñu ngi ci ay grève parce que seen payoor demewul noonu si condition demewul noonu ñëpp a ngi laaj lan mu tax Sénégal mënul réactiver usine boobu même bu fekkee chloroquine bi am na espoir tuuti ñu mën am chloroquine tuuti xëy na bu yëf yi xaw a jéggi dayoo am nañ ko jox ci réew mi. waaw xam nga Alassane système mu traitement recherche clinique ak yooyu dafa am ay règles yoo xam ne ñun en tant que professionnel yoo xam ne sur le plan technique am na lu ñu ciy wax ak lu ñu ci dul wax nañu jàpp ne règles yooyu rek dañ ko war a suivre. li ñu leen mën a wax mooy lan chloroquine ak yeneen tamit recherche bi fu mu toll. bu ñu waxee loolu également lépp li nga xam ne moom moo nekk ci ginnaaw gestion structure boobu nga wax donc loolu man mënuma si dugg parce que sur le plan li ci ginnaaw ak passif bi mu am yooyu yëpp man élément yooyu awuma leen donc du ma ci mën wax mais sur le plan technique daal lu ma mën a wax ak lu ma mën a conseiller tamit doomu Sénégal lu am solo la d'abord premier conseil bi mooy comme li Matar wax mbirum faj nañ ko bàyyi ak fajkat yi mbirum faj nañ ko bàyyi ak fajkat yi parce que ñun li ñu xam mooy tey jii nii dafa am activité médicament même sooy def tey jii nii dans la recherche pour am l'autorisation de mise sur le marché dans l'industrie pharmaceutique da ngay am dossier technique da ngay am dossier pharmacologique mais da ngay am dossier toxicologique c'est-à-dire toxicologie bi tey jii nii dossier bi mën nañ na ci dossier yi ëpp solo sax mooy dossier toxicologique pourquoi tout ça parce que tout simplement moom mooy permettre tey jii nii nit ki ñu faj ko ba pare aar ko ci li nga xam ne loolu la garab di def garab sax ci boppam dañ ko tuddee poson la tudd drogue kon loo xam ne poson la dañ koy bàyyi ak fajkat yi ñi nga xam ne moom mooy seen liggéey médecins yi ak pharmaciens yi ñoom loolu rek ci loolu la ñuy xarañ nañ leen ko bàyyee li ñu mën a wax rek mooy tamit leeralal espoir bi am si mbirum recherche parce que recherche ci fànn bu bëri la dafa am recherche bi nga xam ne dañu seet li ñu naan vaccin bi donc loolu am na ay réew yoo xam ne ñu ngi ci li ci ëpp solo mooy tey jii nii boo jëlee virus bu mel ni Sida ñaari at la ñu toog pour trouver li ñu naan portrait robot wu virus bi mooy génome bi bii ñaari weer la ñu def pour trouver portrait robot donc déjà loolu lu am solo la parce que nit ki boo ko xamee nga koy mën a xeex bon am nañ portrait robot bi dëgg la mais comme virus à ARN la moom ni muy multiplier woo dafa xaw a doy waar tey jii nii dafay am melokaan bi moo tax recherche bi xaw a yéex tuuti chloroquine tamit li am solo la tey li ñu remarqué effectivement boo gisee virus bi dafa am enveloppe am day ñëw ci cellule humaine bi tegu ci bu ci tegoo dafa am melokaan bu muy am su ci bàyyi kiyam mbubbam bi mu yoroon mu dindi ko après ADN am dugg ci biir ARN bi dugg ci biir cellule bi multiplier wu ak ADN cellule bi après nag foofu la commencé di multiplier wu donc chloroquine effectivement moom ni mu mel tamit façon bi ñu koy liggéeyee ci professeur Raoul li muy liggéey mooy pour fexe ba fixation boobu ba d'abord mun na am sax mais du ko permettre mu dugal moom ARN boobu. maanaam da koy bloqué. da koy bloqué du dugg. parce que bu duggul rek. dans ce cas du mun a collé wu ak beneen ADN bi li ñu naan ARN polymérase moom mooy ñëw pour mu mun multiplier wu donc loolu foofu lañ koy bloqué. donc fi mu ne nii période recherche lañ nekk donc période recherche li ñu retenir mooy lu am solo mooy européens yi actuellement ñoom am nañ patients yoo xam ne. am nañ par exemple ay détresse respiratoire dañu am problème mu pour noyyi ñenn ñi dañu am problème cardiaque ñenn ñi dañu am insuffisance rénale aiguë c'est-à-dire seen roñon yi dañu am problème et cetera donc tey c'est
ñoom am nañ ñoo xam ne mën nañ am échantillonnage bu leen mun permettre ñu ne protocole bi ñu utiliser nañ ko ci tant de patients yooyu ñu vérifier charge virale bi am na benn test bu ñu naan PCR. Polymerase chain reaction boobu PCR boobu bu ñu ko defee dinañ xam dinañ mën xayma. est-ce que virus bi mi ngi wàcc ak am wàccul. te gis nañ ne. dina wàcc bu baax a baax donc loolu lu am solo la loolu kii la ci recherche am na yeneen molécule tey jii nii ñi ngi koy essayer tey remdesivir ñi ngi koy essayer. ñi ngi essayer interféron parce que interféron ñi ngi ko doon utiliser pour virus de l'hépatite C et cetera donc yooyu recherche bi ñi ngi ci. mais loolu du mbirum du loolu moom lañ laaj population yi. population yi laajuñ leen ñu nekk ci recherche. laajuñ leen ñu nekk ci protocole u traitement. parce que ñun patients yi ñu amagum actuellement xëy na protocole u traitement traitement symptomatique mën na régler problème bi parce que actuellement yegsiguñ phase buy tax ñu war a utiliser yenn traitement yi. donc mais population nañ bàyyi population yi. population yi nañu concentré wu ci transmission communautaire. toog bañ a lawal feebar bi. voilà loolu tey jii nii loolu la ñu laaj population yi. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kër docteur leneen lañ leen laaj. ñu comprendre aussi ñoom population bi. virus bi bu la fekkee ci yow ay feebar yu njëkkoon am. xam nga fii suñu màgget yi bi Sénégal yi sax ñu bëri. problème mu tension problème mu hépatite problème mu maanaam rognon. problème mu foie. ñu bëri am nañ ko bu problème mu cœur. dafa mel ni virus bu la fekkee nga am feebar yooyu ci lay gën a gaaw a faagagal nit ñi. non mais logique la rek da koy démultiplier. logique organisme la xam nga organisme dafay nekk. dafay am nu muy réagir organisme dafay du moom du garab rek mooy xeex feebar. tey ku am par exemple benn bronchopneumopathie chronique obstructive am benn âge nga am 65 ans 70 ans. nga toog ba si yàgg je ne sais pas moi nga am emphysème c'est-à-dire sa dënn am problème poumon yi jootul joxe. donc xeex bi yëpp sa organisme xeex bi yëpp foofu la koy teg. concentré wu ci loolu. pendant que mu ngi concentré ci loolu nga gis virus bi dugg naam dañu foog ne virus bi dafay multiplier ko de manière simple pendant que muy multiplier wu di gën a bëri charge virale bi di gën a yokku. yaram bi mi ngi xeex. beneen feebar bu fi nekkoon virus bi da koy ëpp doole. moo tax tey ñi nga xam ne tey dañu am un certain âge les asthmatiques ñi nga xam ne dañu am bronchopneumopathie et cetera yeneen pathologie ñi ngi les tey Sénégal su ngeen gisee y a énormément de diabétiques. y a des hypertendus et cetera. donc ñooñu ñëpp tey jii nii seen concentration yaram mi ngi ci faj feebar boobu nekk si ñoom. nga yokk si tey jii nii une multiplication virale mais kooku du ko mun supporter. donc loolu c'est une difficulté beneen difficulté bi mooy tey bu symptôme waree commencer ñëw tey xam nañ ne virus bi melokaan bi façon bi muy duggee ci nit ñi façon bi muy duggee ci yenn type de groupe yoo xam ne par exemple ci ñu ndaw ñi nii la ciy demee mag ñi nii lañ ciy demee yenn races yi nii la ci demee et cetera donc loolu yëpp amuñ toute l'information parce que feebar bi bu ñëwee yàggul depuis décembre kon amuñ toute l'information dina toog ba si yàgg defee neneen parce que damay joxe juste exemple Italie dañu toog ba si yàgg gis que ne ñu bëri ci porteurs yi dañu commencé am problème de détresse respiratoire soxla oxygène. mais Iran ñoom particulièrement dafa am un tropisme cardiaque c'est-à-dire affaire bi dafay attaquer cœur bi. ba nga xam ne ñu si début problème yooyu la ñu am. Sénégal xamuñ ëllëg. lan la ñu naan lan la ñu découvrir. mais balaa ñuy découvrir loolu ba nga xam ne ñun kii bi patients yi di yokk au fur et à mesure ba ñu déborder population yi ñoo war a régler le problème de la chaîne de transmission. balaa loolu yëpp. xeex bi. doomu Sénégal ku si nekk ci sa kër la mais xeex boobu maa ngi discuter ak des amis qui sont dans urgentistes ñu ne mais xeex boobu warul gën a métti dem di risquer sa vie en tant que médecin nga nekk directement en contact ak patients yi ba nga xam ne yow mën nga infecté wu. mais xeex bi ñu laaj population yi mooy dem leen seen kër ngeen toog.
waa xeex boobu Alassane boobu defe naa moo gën a yomb nit ki war a ñëw nekk en face du patient war a xeex patient bi donc loolu la ñu laaj population yi ñu fexe ba ñu dimbale ñi nekk ci mbirum faj ñu dimbale leen pour que ñu mën a def seen liggéey pour que ñu mën def seen liggéey il faut que population yi jël en charge cette pathologie. docteur Camara boo nekkee ab réew indiscipline moo gën a law ci réew mi lu waaye neex def nekk ak réew ngëm-ngëm yi nit ñi ay boxaaba la ñu gëm yenn saa ay xarfa xuufa dañu yaakaar ne loolu moo la ndi kii réew ba xam ne gars yi dañu nekk ci religion ba yaakaar ne yàlla dafa am kër fii ci Sénégal naka ban message dañu gën a insister pour dañuy xam ne que feebar bi dafay reyaate parce que ni nga ko Malick expliqué sànq le temps ñu trouver remède bi urgence am na multiplication contamination am na te mun naa faaga réew nañu peste bi de 1914 defoon na plus de 2500 morts fii ci Sénégal 1914 woon waaye virus bi dafa mel ni lu muy reyee moo ëpp peste parce que bu ñu xoolee Chine xool Italie xool Espagne nu muy reyee par jour sax maara de Italie la mais ba léegi nit ñi dañu yaakaar na ñoom xëy na yàlla suñu copain la waaw nag ban message dañuy gën a xam ne dañu def ndànk parce que nee nañu du rey nit ku ñuul waaye gis nañu Burkina Faso vice présidente assemblée nationale bi feebar bi rey na ko am na keneen ku mu rey foofu waaw jërëjëf Alassane balaa may tontu si question bi rek même ma delluwaat si mbirum chloroquine ak mbirum système immunitaire mbirum chloroquine fu mu nekk nii lu jar def attention la parce que garab bu toxique la xanaa garab bu naa reyee sax moom xëy na bu baax sax ñu bëri bu ñu doon xaru bu njëkk ba dañoo jël chloroquine te xaru ñu wàcc yu bëri yu bëri yu xaru day reyee waaw moom donc réewu Nigéria rek bërkat démb xaw ma seen ministre de la santé wu état wu Lagos mu ngi artu waa dëkkam parce que dafa ràññee ne ñu bëri si waa dëkkam dañuy commencé développer ay intoxication à la chloroquine parce que ñëpp riiru si pharmacie yi topp si chloroquine bi yaakaar ne mën na leen aar alors que en réalité mu leen di lor loolu nañu def attention pour mbirum wàllu sa gën a dëgëral sa système immunitaire loolu mën naa si ñax askan bi ñuy lekk bu équilibré lekk fruits ay légumes lekk bu sell du sport di nelaw waaw nelaw bu doy di dalal seen xel xam ne mbir bi yàlla buñ ko teg bis bi yàlla décidé na fi jógee waaw yàlla béy sa tool il faut que ni si aussi yàlla du wàccee rek le problème bi de waaw du wàccee rek le problème bi effectivement dañuy ñëw seen bopp di war a seen bopp moo tax ñu war a insister sensibilisation bi donc loolu lu am solo la question bi nga doon posé léegi si mooy nit ñi xam ne dañu gëm am seen ngëm-ngëm waaw te bu leen waxee duñu gëm yi fii am na dañu yaakaar ne xarfa xuufa yi maanaam seen i yenn saar yi ñuy génnee mun naa faagagal feebar bi waaw loolu yaakaar naa ne ku mel ni Imam Kanté Tar Kanté ku mel ni Oustaz Alioune Sall ak naataangoom loolu wax nañ si waxaat si ñaax nañ si askan bi ñoom yaakaar naa ne seen baat fu mu yàgg man yàgguma fa ñaax nañ si askan bi wax nañ vraiment nan la depuis temps yonent bi bu lu mel ni amee nan la askan bi war a doxalee donc ñoom bi leen déglu rek yaakaar naa ni nañ si jëlee ay njëriñ daal pour aar seen bopp aar askan bi waaw monsieur le Malick Diop tey am na conseil présidentiel pour la sécurité président dina réunir ay naataangoom ñu mu nekkal maanaam ci conseil bi ministre de la défense ak intérieur ñëpp ñu xamante ne corps de sécurité yi gis nañu police génne benn communiqué di naan pour ñoom pare nañu est-ce que yaakaar nga ne war nañu mën a jël mesure de confinement xëy na adapté ko à suñu réalité sénégalaise pour ñu mun a population mun a toog seen kër maanaam bu fekkee virus bi jóge na léegi di dugg ci région yi di demalante diggante région yi oto yi ak yooyu xam nga mun nañ ko transmettre yan motuwaay la ñu war a jël léegi très rapidement pour virus bañ a law. waaw nañu delloo rek vraiment ku ci nekk sa rôle tey jii nii boo ngeen dégloo ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr dafa ne bi muy intervenir démb ne mesure la boo xam ne waruñ ko dàq. waruñ ko dàq mooy war nañ mën a am envisager mu mën nekk donc lu ñu warul dàq mën nañ ko envisager benn ñaareel bi tamit dafa am benn comité national boo xam ne moom moo yore loolu di ko saytu comité boobu nag du mbirum ko docteur rek fa ñoo si nekk. parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ci. transport aérien ay sociologue am na ñoo xam ne c'est des sociologues am na ñoo xam ne également ñu ngi ci mbirum sécurité comme ni nga ko waxee am na ñoo xam ne c'est par exemple le ministère du commerce ñoo xam ne ñu ngi ci mbirum
approvisionnement population ci mbirum ay denrées ak yooyu donc loolu yëpp dafa nekk lu bëri loo xam ne dañ ko ci war a jël en compte ñun sur le plan technique sur le plan médical li ñuy xam mooy tey jii nii boo tollee ba dugg ci mbirum boo tollee ba yegg si fi ñu naan transmission communautaire ba nga xam ne am na ay patients yoo xam ne ñu ngi leen di déclarer positif te xamuñ fan la ñu infecté woo la certitude bi ñuy am mooy virus bi mu ngi circuler c'est-à-dire tey jii ni kenn xamul ku ko amul man ak keneen a ci yem donc tout le monde est potentiellement contaminant donc il y a un potentiel de 14 millions de Sénégalais qui peuvent être des contaminants potentiels donc loolu bu amee en général la seule solution bi nekkatul une solution médicale solution bi une grande partie de la solution mooy une solution boo xam ne communautaire solution communautaire effectivement dafa am des systèmes de confinement am na confinement au niveau régional mooy nga tëj région bu nekk ku si nekk région bi nga nekk foofu ngay nekk donc kenn du dugg kenn du génn am na confinement total mooy ku si nekk da ngay toog sa kër te doo fa génn loolu également dafa am un certain nombre d'éléments yoo xam ne à prendre en compte mooy d'abord ñi nga xam ne dañu war a xëy obligatoirement foog ñu xëy donc ñu am ay autorisation ak yooyu comme par exemple les médecins les pharmaciens qui sont engagés dans le combat ñooñu foog ñu mën a déplacer wu leneen li itam mooy ñi nga xam ne moom mooy ñi ñu war a approvisionner en aliments c'est-à-dire am na ñoo xam ne tey jii nii seen loxo jotul seen ginnaaw et cetera pour dañuy taaba chaque jour donc war nañ mën a am également possibilité am à disposition des aliments mais nañu xam ne tamit Sénégal du un pays particulier 200 pays dans le monde Sénégal mënul nekk un pays à part tey boo demee Europe boo demee France confinement moo fa am nit ñi liñ daan lekkatuñ loolu c'est normal boo yegsee confinement boo daan lekk 100 kilos de riz pour une période da ngay xam ne léegi 25 kilos ngay lekk tamit loolu il faut que nit ñi adapté wu à des situations il faut que sénégalais yi mun xam ne guerre sacrifice la kenn tey bu fekkoon ne tey guerre dëgg la parce que lii day rey mais guerre bu mel nii bu fekkoon ne guerre bi xam nañ ennemi bi yore na ay fetalam ak yooyu mais kenn du génn kenn du wax kenn du ko nettali sa morom naan ay waaw ceeb bi dañ koy du doy ak yooyu da nga naan j'espère que bu ma génnee ki yore gaanaay du ma rey en temps de guerre. Absolument. Mais temps de guerre lañ nekk il faut que psychologiquement les gens se préparent à ça donc ñëpp dañ si war a préparer wu ku si nekk xool boo nekkee sa kër je disais à quelqu'un ma ne bon dans tous les cas il y a de l'eau dans les maisons bon il y a un minimum tey jii nii qui permettent à quelqu'un de vivre mais justement pas partout l'eau n'est pas dans toutes les maisons. Oui, bon, am nañu Dakar fii am na yenn quartier am nañu jafe-jafe. ça c'est beaucoup amélioré bon. matuwaay ñu war a jël. justement je pense qu'il y a am na ay matuwaay yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy préparer mais leneen li wax nga mbirum kaaraange man j'ai vu dans beaucoup de pays yoo xam ne ñu ngi dans le confinement armée mi ngi ci biti. comme tey jii nii boo demee Maroc armée bi mi ngi ci biti ku génn armée bi. ne la demal dugaat parce que duñu la ñooñ actuellement posé tuñu leen sax question pour savoir si da nga naan dugal quelle que soit la situation ñu topp règle yi parce que nit ki bu fekkee ne yaa ngi koy aar mais xamul lu tax nga koy aar forcer ko ci loolu parce que dans tous les cas c'est la seule solution tàmbali woon nañ ci affaire tey jii nii regroupement yi gis nañ que ne ngénte mariage dem julli juma et cetera wàññeeku na enfin amatul presque donc ñi ngi dem dans une phase où am na benn conscience collective bu xam ne tey jii ni feebar bi am na gis naa foo dem nit ñi ngi am solution hydroalcoolique mais damay wax rek ne solution hydroalcoolique bon mooy boo génnee et cetera boo nekkee dans un truc boo xam ne amoo ndox ak yooyu mais li ci ëpp solo mooy raxasu bi ak saabu përngalu saabu ak raxasu ak përngalu saabu parce que loolu dina permettre ñu dindi kii bi après di utiliser eau de javel pour setal fii ak fee yooyu yëpp day yoo xam ne ay comportement la
yoo xam ne virus bi bëgg ko. donc ñun fi mu ne nii li def li virus bi bëggul moom mooy suñu rôle moom mooy rôle population yi dans le cadre d'une contamination communautaire. docteur Camara bu ñu demoon ci confinement. est-ce que am nañu moyen. fii Sénégal def confinement bi ni mu waree parce que dañu Chine. bu confinement amee dañu ubbi stade yi. am nañu fa dugal am une chaîne de logistique. bi xamante ne ñi xamante ne seen loxo ju seen ginnaaw. yooyu de la ñu lekk ak du ñuy naan. waaye bu nekk ab réew comme Sénégal xamante ne fii li yàlla xam doy na. pauvreté bi bëri na ñenn ñi par jour dañuy génne seen kër. dem wut du ñu lekk ñëwaat. ñun naka la ñuy mën a gérer situation boobu. waaw dina doon situation bu dee war waaye yaakaar naa ni fa lañ jëm ndax amuñ beneen pexe yaakaar naa ni nga dëgg askan bi neewoon doole mais dëkk bi tamit bëri na ay borom alal gis naa ay taay téléthon yi vraiment borom alal yi borom entreprise yi ñu ngi joxe seen wàll mais am na yeneen borom alal bëri na ay milliardaires ñooñu war nañu mën jàppale état jàppale askan bi gox gu nekk xam nañ kan mooy kan. chef de quartier xam nañ kan mooy kan xam nañ am doole ak ñu amul doole. gannaaw suñ ko organiser bu baax. milliardaires yi dugal seen ndox xam ne ni Sénégal fu mu nekk ni moo soxla te bu Sénégal soxla ñëpp war a ñàkk parce que mbir bi ràññewul milliardaire ràññewul ab pauvre. donc ñëpp a yem fu mu nekk nii mbirum démocratie la dëgg mbirum la mbirum coronavirus bi indi. donc ñooñu dañu war a def seen ndox bu baax a baax pour aar askan bi aar seen réew waaw yaakaar naa ni loolu daal su ko defee dina nam njeexital daal. si yàlla jàppee. est-ce que ci mesure dañ mën a jël aussi. déplacement région ba région. mën nañu dàqal déplacement yenn saa pour ñu bañ a kii jógee benn région bu am infection dem wala benn région puisque am nañu 14 régions Sénégal. 5 au moins sont déjà contaminés. waaw loolu mooy yaakaar naa ni loolu la ñu war a def sax suñ ko deful tey ji def ko suba na ma jaaxal lool ndax situation fu toll di mais man li ma gënal mooy dem beex dikk bi ñu dakkal ko ñi amul seen oto bopp. ñu arrêté système de transport en commun bi. waaw ba may ñëw rek romb naa ay car rapide ay ñegejaay yoo xam ni. nit yi jegante nañ dañoo sësante nii loolu la ñu war bàyyi nañuy arrêté système de transport en commun bi xanaa taxi yi mais car yi na ngeen bàyyi waaw ba fii ak ñaari semaine ñetti semaine sacrifice bu ñu war def la pour limiter wasaare feebar bi. lu métti la nag si transporteurs yi ndax dina métti trop si ñoom mais quand même yaakaar naa ne mënu ñàkk daal. loolu daal mais aussi beneen jafe-jafe bu am mooy yenn famille xamante ne. seen loxo jotul seen ginnaaw. bi ñu defee confinement ñu bari gis nañu dem ci magasin yi commencé jënd di stocké. te famille yooyu amuñu nu ñu stocké ñoom. maanaam lekk sax par jour di jafe-jafe pour ñoom la. leen matuwaay la état bi. da war a jël ak wax nga milliardaires yi ñu wax leen ko. parce que dañu téléthon yi fii am na. waaye ba léegi amagul sax 1 milliard. pourtant ay milliardaires bari ci Sénégalais yi dafa mel ni ñoom dañu tànkamlu xëy na ñoom sax pour jëluñu prise de conscience. ci feebar bi ñoom seen bopp mën a leen lal. loolu moom dañ ciy xaw a ànd ak tuuti daal ndax ñu bëri nañ joxe suuf bañ ngi sël mais buñ tolloo si jamono yu mel nii léeg-léeg day baax ñu fësal. transparence daf ci baax. xaw sax transparence léeg-léeg day baax benn milliardaire jógee fële joxe ay milliards yu bëri pour ñaax yeneen mbokku milliardaire am yi ñu def ni moom léegi daf si baax c'est vrai que diine gi bul ngay fësal ay jëf mais léeg-léeg jamono ji moo ko laaj fu mu nekk nii képp ku def lu baax na ko wane ndax mu doon royukaay kenn naan loolu daal suñ ko defee yokk solidarité bi yàlla mën si def sutura daal waaw. docteur Bara Diop gis nañ ci affaire bi mu xëy ba léegi comportement suñu mbokku chrétien yi maanaam ñoom de façon systématique dañoo arrêté maanaam messe yi même ngalax bi Sénégal yi doon xaar supprimer nañ ko laykaa bi gën na benn communiqué pour neen yëpp pour dans les mesures de confinement lan moo tax musulmans yi mën a jël yenn saa exemple ci organisation boobu. waaw bon man du ma dugg ci débat bi chrétien musulman je pense que débat bi ñu. c'est pour montrer l'exemple. surtout waaw mais débat bi ñu mu dugg rek mooy débat wu conscientisation. ku si nekk xam lan mooy tey jii nii problème bi. bu ñuy expliquer un peu les aspects virologiques. bi nga xam ne moom mooy SARS-CoV-2 bi mooy mën nañ ne microbe bi joxe jàngoro bi. virus bi tey virus la boo xam ne dafa doy waar.
xam nga soo jëlee tey yenn virus yi virus biy joxe hépatite B hépatite C biy joxe sida ñooñu mënuñ dund ci biti. yooyu virus la yoo xam ne que muy rétrovirose yi am na yoo xam ne ci virus à ARN lañ ci seen biir comme VHC et cetera bu ñu génnee si biti rek dañu dee. donc transmission sexuelle la wala transmission juste ci deret ak deret. mais bii dina génn si biti dund ci biti. mën na fixé wu si ay particules sax dans l'air suñ ko xaymaa 2 heures. wala bu garaaw ñaari waxtu. ñaari waxtu mooy ça veut dire que am na possibilité tey jii ni nekk ci postillon yi am na possibilité nekk si air bi. ci loke yi. ci caabi yi ñu jël benn par benn rek déjà. ci postillon mooy koo xam ne par exemple dafa tichooli. ci ku tichooli rek di nga gis dina ay millions wu virus lay génne ci tichooli rek. mu disséminé wu dans l'air bu ko kenn noyyee dafay dugg ci moom multiplier wu ci moom. waxuma loolu ku ko bàyyi dans l'air virus bi c'est tellement léger que moom moo gën a léger yenn particules yi donc mun na fixé wu si particules yi keneen noyyi ko. donc transmission boobu dafa gaaw li ngay wax tamit également mooy durée de vie am ci bois. durée de vie am ci fer ci buntu boo xam ne da nga ko ubbi loolu yëpp durée de vie dina dépasser quasiment 24 heures quasiment 24 heures muy dund keneen bu ko laalee dafay dugg ci moom am na yenn zone yoo xam ne daf ci am présence très forte. mooy voie aérienne. damay joxe juste benn exemple booy julli nga dugg ci benn jumaa. boo sujjootee tey jii nii. bu fekkee ne dafa am ku ko am bu sujjootee noyyi teg ko. ci tapis fi mu teg jëam noonu. teg bakkan bi. da ka fay bàyyi keneen ñëw bu sujjootee foofu da ngay jël. xam nga moo tax bu ñuy joxe ay yenn conseils yi nit ñi peut-être dañuy jàpp ne bon lii kii la c'est religieux c'est kii et cetera ñun conseil technique la ñuy wax. li may wax noonu technique la. da ngay gis koo xam ne tey jii nii day ñëw julli bu jullee fenn su fekkee ne moom mi ngi sur les 14 jours que muy phase symptomatique wala phase asymptomatique bu fekkee ne génnee na virus bi tegu fi nga xam ne foofu la tegoon jëm keneen ñëw teg fa jëm. bu contaminé ko ba inspiré da koy contaminé. da koy contaminé. loolu moo tax Arabie Saoudite jëlee mesure radicale. exactement tëj Kaaba tëj mosquée yëpp parce que xam nañu. et puis c'est des pertes énormes. oui parce que c'est le premier poste d'argent. bëgguñ am dissémination boobu donc ñun ce qu'on peut faire c'est donner ces informations là boo xamee information yooyu nga xam ne également virus bi nit ki bu naturellement études yi ñu def nit ki loxoom. pendant ci waxtu dina laal 40 fois visage am ñeent fukki yoon dina ko laal si dina ko laal ci xar kanam te ci loxo bi lay da ngay def nii tegaat sa lunette wala laal sa joue wala laal sa jë et cetera et boo ko laalee su fekkee ne laaloon nga koo xam ne tey jii nii daf ko yore comme dafay vivre ñetti waxtu ci loxo nit waaw da ngay ñëw teg ko sa visage ba pare inhalé ko. moo tax ñu naan heure bu nekk war ngaa raxas loxo yi moo tax ñu naan da ngay raxasu en permanence. moo tax affaire yi duñ ko wax comme ça nous en l'air. buñ ko waxee dafa am benn logique de blocage de la chaîne de transmission. donc ci logique de blocage boobu la ñu wax ne regroupement mënatul nekk. ce n'est pas possible. Allemagne jël na dogal pas moins de 3 ñoom ñaar lañ def ñoom ñaar nit waruñu tax à un moment donné. tubaab yi bi affaire bi tàmbalee en France dañ ne woon 1000. 5000. après ñu ne 1000 et cetera ba Allemagne léegi ñaar lañ wax mooy ñaari nit sax waruñ distance su 1,50 m waru ko dépasser. heureusement yéen. tey jii ba moom sax ministre bi. mooy seen premier ministre entre guillemets chancelière bi. Angela Merkel jël na moom décision moom ci boppam. def boppam en quarantaine. dafa am kii nit ku mu nuyu woon. xëy na amoon na virus boobu. ben voilà loolu sax yëguma ko woon mais loolu tamit lu am solo la parce que day montrer exemple parce que Alassane mais prince de Monaco tey jii nii daf ko am. prince Albert am na ko. système de santé yi gën a baax ci monde bi mën nañ ne France ci la bokk mën nañ ne Canada ci la bokk. Canada tey premier ministre Trudeau ñëwoon fii nii il y a quelques mois. soxnaam première dame bi daf ko am. et cetera donc bàyyiwul kenn
footballeur professionnel yi ngay gis nii ñu bëri Paolo Maldini am nañ ko Paolo Maldini dégg naa Dybala am na ko Dybala ñoo ñëpp am nañ ko tey ñu wax ne na ñëpp toog seen kër xale yi nga xam ne dañu bokk ci chaîne de transmission yi ñu ne la dellu leen seen kër ngay dem tey jii nii ci salle salle de jeu yi salle de jeu yi plage xale yi fekk leen corniche fekk leen ñuy football et cetera ça veut dire que nit ñi comprendre uñ la mais justement loolu ñu war a comprendre ba parents yi jël mesure maanaam feebar bi xam ne feebar bi du caaxaan war nañ jouer rôle bu important ci loolu parce que xale yi ci kër yi dañ leen bàyyi ñu génn dem plage bàyyi xale yi dem di fooy xale yi mun nañu tase kenn te xale yi ñoom vecteur de transmission bu garaaw la parce que nañu xale yi ñoo dàq mun a transmettre feebar bi boo bàyyi sa doom mu waroon ñëw vacances am waroon toog sa kër xëy na nga jàngal ko nga occupé ko pour muy réviser leçon yi nga bàyyi xale yi ci mbedd mi mu dem yoonam ba ñëwaatee mun naa contaminé waa kër gi yëpp mais Alassane li ci gën a grave tey jii nii boo jëlee xale yi en général ñun suñ sociologie naka la mel xale yi ñi gën a jege tey jii nii mooy seen maam tey ñi gën a exposé c'est le troisième âge personnes parce que troisième âge tey jii nii ñoom ñooy am en général yenn pathologie sous-jacente ba pare ñoo am li ñu naan immunité boo xam ne dafay wàññeeku seen immunité mi ngi wàññeeku am nañ ay feebar yoo xam ne dafa nekk ci seen yaram donc ñoom ñoo gën a exposé tey parce que soo jëlee pourcentage bi ñi nga xam ne tey jii nii ñooy dee ci mbir bi ñu ci bëri troisième âge bi la mais tey transmission bu bëri xale yi ñoo leen di ko def maa ngi dégg sax kenn benn dirigeant doon wax ne bu xale yi seet si mag yi et cetera mais c'est il faut faire mieux que ça comment faire mooy xale yi ñu confiner leen ci biir kër gi ñu am ay activités ci biir kër gi plutôt que ñuy génn jëli ko bu ñu ko jëlee ñëw indi transmettre virus bi ñi nga xam ne tey jii ni bu leen feebar bi dalee maara day taali am nañ ay chance yu bëri yoo xam ne mooy chance su mujji faatu donc loolu dafay loo xam ne conscientisation la parce que bu ñu amee conscience boobu rek ñun ñëpp doomu Sénégal affaire bi dafay mujj gën a yomb. ci virus bi gis nañu personnel de santé bi am nañu xamante ne ñuy infecté. ndaxte ñoom ñooy nekk ci kanam nekk jàmbaar di xeex virus bi. loolu yan aussi conseil la ñu war a mën a jox aussi personnel de santé bi surtout seen i njaboot. parce que da nga gëm sa papa mu nekk médecin ba docteur génn ci kër gi. suba teel. xam nga mën na lay ñëwaat am na xamante ne xëy sax gisatuñu seen famille depuis virus bi commencé ba léegi. ñu ngi ci hôpitaux yi di toppatoo malade yi. jërëjëf si question boobu am solo boobu wax nga dëgg moom personnel de santé bi dañoo war a tàggat dañoo war a aare seen bopp mais tam jox leen ay jumtukaay yu doy. loolu nag lu tumuraange la fu mu nekk nii si jamono ji du seulement Sénégal. waaw ñi gën a méttu rek. nit ku ñu gis rek yaakaar ni kii war na mën a am feebar bi bu ñu jàppee noonu rek nit ku nekk même ñoom seen biir diggante si ñoom seen biir ku nekk xam na ni war na mën a yore doomu jàngoro bi ñu jéem a jël mesures yi gën a au moins ñu méttu daal même mal bi ñu considéré xam nga fu mu nekk ni masque FFP2 yi FFP3 manqué na mais mën nañ def lenn waaye bu ñu toogee si benn salle ni muy bureau muy bu ñëpp takkee masque chirurgicaux yi xam ne yomb na bu ko ñëpp takkee ñëpp laa ko de bu ñëpp takkee kenn si ñooñu nit yooyu bu si amee doomu jàngoro même bu touché du génn donc loolu laay ñaax si entreprise yi bu dee ay bureau la ñu toog si bureau yëpp nañu takkandoo ñëpp masque chirurgicaux bu dee patient bi aussi ñuy consulter wala ñu ngi def prélèvement ki xëy prélevé na takk masque chirurgicaux patient bi aussi na takk masque chirurgicaux balaa moo dugg si biir salle bi loolu xëy na suñu ko defee fu mu nekk nii waaw masque yaa ngi nii bi bokk na ci bi yomb na lool te bëri na si réew mi comme fu mu nekk nii amuñu pexe lu gaaw nga jël masque am waaw moytu feebar balaa moo dugg si salle prélèvement wala salle consultation na ko takk ba pare médecin bi aussi fekk takk na basam comme ça kenn wàll sa morom médecin bi da ko wàll moom du wàll médecin bi fu mu nekk nii daal loolu fi sës bu dee masque la parce que masque yee fu mu nekk nii cher na lool te jafe na waaw parce que boîte de 50 bi léegi 35 000 lañ koy jaay alors que mu doon jar benn masque léegi 700 francs CFA lañ koy jaay li ma bëgg a yokk rek mooy mbirum confinement bi bu ñu ko nar a def maa ngi ñaan njiitu entreprise yi ñu ñaan sunu nguur yi ñu jéem a salaire yi daal bu ñu ko mënee baral anticiper salaire yi pour nit yi mën a fagaru mën a approvisionné wu
loolu daal su ma nekk daal nañ ci jàppale askan bi quoi. waaw maanaam chef d'entreprise yi ñu teel a fay salaire yi pour nit ñi mun a am nguur gi aussi fonctionnaire bëri yu ñu. mais quand même ñu fay ñu. fay à temps fonctionnaire fay à temps nit yi mën a jël seen matuwaay bu ñu bëggee nit ci toog si kër gi. sinon aussi toog sa kër aussi deew xiif. loolu aussi beneen affaire la. voilà Malick Diop yow da nga nekk aussi directeur ASAPEC da nga nekk ci exportation yi. avion naawatul dematul fenn da ngeen doon gérer PME PMI sénégalais yi lu bëri. di liggéey ci mbay mi di liggéey ci lu bare bare pour exporter léegi dafa mel secteur dafa sinistré wu ndax coronavirus bi am yan matuwaay la ñu nguur yi war a jël pour jàppale ñooñu pour ñu bañ a tëj. waaw tey bu ngeen gisee li xew il y a quelques jours ki ñu naan ministre bi yore mbirum koom-koom économie mi yore économie réew mi. am na lu mu wax lu am solo muy dafa am lu ñu def ci gafaga ministère économie pour que ñu mën a dimbali ñu bëri secteur yu bëri ci secteur yooyu nag am na PME PMI yi lañ bokk mooy mën na nekk ci dimbale leen ci taxi yi dimbale leen ci yoo xam ne peut-être dañ ko doon amoon comme waroon ko fay te mënuñ ko fay mu amoon ay activités yu ñu waroon am mënuñ ko am et cetera li nekk ci biir nag sur le plan technique mënuñ dugg en détail ci loolu yëpp mais nguur gi tàmbali na jël ay matukaay pour dimbale tamit PME yooyu accompagner leen li ma mën a wax rek mooy crise économique mondiale moom tegu na moom. loolu moom amatul sax discussion. Expliquer ko nag yomb na parce que monde bi. tey jii ni muy doxee jënd ak jaay rek la nit ñi dañu jënd ñii di jaay. ñii di jënd ci ñan la ñuy jënd ci ñiy produire. ñi nga xam ne ñooy defar ñii dañu napp ñii dañu defar ay usines. ñii dañu defar ay avion ñii dañu defar ay kër ñii dañu defar ay tali. et cetera. ñii dañu defar ay train. ñii dañu defar ay oto. donc loolu moom mooy le système de production ci système de production bi nit ñi dañu daje état yi dañu daje def ay préférences commerciales yombalal nit ñi douane beeg yooyu yombalal nit ñi tamit yenn mbirum l'impôt yeeg yooyu daje ci li ñu naan les forums économiques wala les missions économiques et commerciales. mooy jëndkat yeeg jaay yi daje fenn. dafay nekk ay salons professionnels. ay foire ay expositions. ci yooyu la ñu daje ku ci nekk signé sa contrat boo delloo sa dëkk nga produire jaay. loolu moom mooy économie mondiale. tey économie mondiale lépp dafa tëju amatul foire amatul salon amatul exposition nit ñi dajeetuñ fi nga xam ne foofu la jëndkat yi ak jaaykat yi daan daje. pour am pour signé ay contrat donc contrat amatul. tey Sénégal bu ñu jëlee par exemple depuis 2012 depuis l'avènement du président de la République. at bu nekk dañuy yokk ci exportation yi lu ëpp téeméeri milliards yoo xam ne ay devises la yu dugg ci biir réew mi téeméeri milliards yooyu ñi ngi ci ñi nga xam ne ñi ngi ci napp ñi ci mbay ñi ci jaay ay produits cosmétiques ñi ngi ci xarala ñi ngi ci également artisanat et cetera ñooñu ñëpp c'est des millions de personnes yuy liggéey derrière te tey dinañ jaaxle. dinañ jaaxle naturellement parce que képp koo xam ne da nga amoon ay contrat extérieur doo ki ngay jëflanteel à l'extérieur sax moom talu la moom feebar bi la tar suñ ko xaymaa daaw 2019 Sénégal mi ngi def 1985,1 milliards ci exportation 1985,1 milliards moo dugg ci réew mi ci devise ci mbirum exportation pratiquement 2000 milliards. presque 2000 milliards moo jógee bitim réew. yoo xam ne doomu Sénégal ñoo liggéey secteur yooyu jaay ko bitim réew presque 2000 milliards dugg ci biir réew mi loolu fi mu ne nii nag c'est compromis maintenant ñun ñu ngi liggéey ci ay alternatives bu ñu tamit fataliste rek ne lii yàlla tudd na lii ñu bañ a def dara. am na loo xam ne tàmbali woon nañ ko lu am solo bu ñu jëlee Sénégal tey jii nii heureusement on a pris une très bonne option parce que président de la République dafa ne ci mbirum exportation concentré wu leen d'abord sur le premier marché moom mooy pour ñun suñu premier marché mooy marché africain bu ngeen gisee tey si 1985 milliards yooyu ñun
43% boo ci jëlee téeméeri pàcc ñeent fukk ak ñetti pàcc yi ci biir Afrique lañ koy defee ci zone UEMOA Suède aussi 16 pays lañ koy def tey jii nii ñi ngi signé également accord bi ci zone de libre échange continentale donc tey am na 54 pays potentiellement yoo xam ne mën nañ fa tamit exporter. mais réew yu bëri yooyu commencé nañu tëj seen frontière terrestre. waaw commencé nañ tëj seen frontière aérienne. mais foofu la ouverture bi di gën a yomb dans le cadre ay cargo ak yooyu parce que foofu lay gën a yomb que maintenant zone yi nga xam ne tey jii nii ils ont plus de problèmes moom donc ñun objectif bi déjà mooy foofu ñu gën a yokk suñu part de marché ci yenn réew yi nga xam ne peut-être daanuñ fa dem comme ay Nigéria. Etc., comme Afrique du Sud, comme Kenya, comme le Maroc, comme la zone maghrébine d'une manière générale xam nga loolu donc loolu yëpp tey jii nii dafay am ay alternatives yoo xam ne tey état du Sénégal mi ngi koy jéem mais comme li ñuy wax rek mbir mi tar na lool pour tout le monde au niveau international tey jii nii économie yëpp jàpp nañ ne que récession bi ñenn ñi xaymaa nañ ko nee nañ dina am 2 points am na 3 points de croissance yu ñu nar a perte. Mais Sénégal daal mi ngi jéem parce que exportation yi daaw amoon na record mondial quasiment plus 18,9% de croissance loolu musul am dans l'histoire même buy wàcc ñu fexe ba toll foo xam ne xëy na croissance bi mën na bañ a bëri mais daal bu ñu am une récession. Mais confinement bu amee ñoom dañu mën a produire parce que du nga dëkkëram pour dem liggéey. Oui c'est pour ça que je dis nañu xam ne rek nañu ñaan yàlla ne. confinement xaw ma ndax dina am wala du am xaw ma ndax dina nekk au niveau régional ou bien total lay nekk mais li ñuy ñaan rek mooy lépp li nga xam ne comme décision jël nañ ko bu ñu ko jëlee mu permettre ñu dàq virus bi pour diir boo xam ne diir bu gàtt la parce que tey jii nii bu fekkee ne dañu def système de confinement wala ñu def ko au niveau régional wala ñu def ko au niveau général wala ñu trouver d'autres solutions ba virus bi dem sous 2 mois dina nañu dese quand même plusieurs mois avant le 31 décembre. Donc dinañ am cette possibilité de nous rattraper mais li ci bon rek mooy ñuy continuer di nekk ak virus bi di jóg ak a daanu pendant toute une année. bu boobaa nag ce sera la récession totale. Bu boobaa waxuma sax mbirum bi ñuy wax naan ay nit ñi dañu toog seen kër di am sécurité alimentaire bu boobaa du nekk sax question sécurité alimentaire mooy koom-koom dootul am dara dootul am. dafay mel ni pays boo xam ne dafa nekk en guerre ñu gagné la guerre. gis ngeen yenn réew yi comme Éthiopie li fa xewoon ak yooyu. donc c'est pour ça que je dis mbir mi il faut que ñu gën a xam les conséquences suñu deful li ñu warul def. parce que bu ñu deful lu ñu warul def non seulement dina am conséquences yu grave sur le plan sanitaire mais sur le plan économique bu ñu deful li ñu war a def bu crise bi continuer nii plusieurs mois rek dinañ toll foo xam ne dina métti lool ci doomu Sénégal. bu fekkee dañ nekk ci réew. nit ñi duñu nangoo def lu ñu wax. parce que moment boobu. nguur gi am na possibilité. imposer nit ñi li ñu war a def. yaakaar naa ne nguur moom mooy borom doole waaw lu ko neex rek moom war a am wax ba sax am possibilité mais nguur dafa war a imposer nit yi ñu war a def parce que foofu lañu toll fu mu nekk nii ñu war toll fu mu nekk nii ñu imposer nit parce que nit yi xamuñu di baax si ñoom. nit ki boo xamul li baax si yow nag fekkoon day yem si yow rek sax garaawal bu ngay xaru nga xaru mais xaru boo xam ne da ngay yóbbaale nit yu bëri loolu nag góor gi war na si jël ay matuwaay yu taxaw temm ne képp ku fi defati lu warul def yoon daan si yow ay jox la ay daan yu métti bu ñu xuusee question bi. bu gën a sori bu ñu gisee feebar bi nu mu lawee ci àdduna. gis système de santé yi bëri am problème pour. maanaam jàmbaarloo ak virus bi. est-ce que dafa montré wul sur le plan mondial. li ñu waroon financer. ci mbirum santé. dañ ko soofantal. di topp affaire bourse di topp gagné xaalis di topp leneen. yeneen secteur yu bàyyi secteur de santé. est-ce que du non financement boobu moo rattrapé tey adduna bi xatam suñu réew yi. bon loolu sax mën nañu wax di am na si tuuti booy xool mbirum santé nga xaw a privatiser un peu. te mbir bi aussi occasion la pour firme pharmaceutique yi ñuy defar garab yi ak vaccin yi occasion la si ñoom pour ñu développer seen koom-koom donc yenn réew yi ça dépend rek si am na réew yoo xam ne dañuy jël ñëpp en charge mel ni suñu réew yi daanaka amuñ doole mais la si ëpp dañuy jël population bi en charge yenn réew yi nag ay réew capitalisme la
loolu yëpp ça dépend si vision yi dëkk yi am mais mbirum santé moom dafa développé si réewu tubaab bi développement vraiment bu am solo mais xëy na kañ virus bi si boppam moom bettaate comme ni ñu wax rek lu la bett mën la lu bees la ba pare gaaw wasaare parce que xëy na xalaatul woon ni parce que lii mi ngi doog am man bi ma juddoo ba léegi mosuma dégg ni. si àdduna bi lu am lu mel nii xëy na suñu borom moo wane boppam rek ne nit du dara suñu borom sax moo doon gën a mettil parce que virus bi dafa néew doole comme ni ko docteur Malick Diop waxee dafa néew doole si biti. pour mu am doole il faut mu dugg si biir nit ki donc yàlla bu defoon ëllëg lu jar a sóoraale nag taay na ma jékki-jékki rek mu nekk sama xaat. bis bu yàlla defoon fii juróomi at fukki at virus bu gaaw wàllee nii ñoo dugg si benn cellule virus bu mel ni MERS xam ni moo amoon 2012. Moyen-Orient. xam ni lu mu rey si nit matoon na fanweer ak juróom-ñaar bu ñu ko jëlee ñaar téeméeri nit. fanweer juróom-ñaari rey noonu ñaari virus yooyu bu ñu bokkee dugg si benn cellule ba jokkalante ay gènes mën na jur virus boo xam ni kenn du ko attan musiba naar looy la mu nekk di yaakaar naa ne monde bi si boppam ñoo war a fagaru d'ici 5 ans 10 ans mën naa arrivé te pandémie boobu boo amee moom musiba naar looy la. est-ce que dafa reposer. mode de vie ni ñuy am ci àdduna bi maanaam pollution bi parce que gis nañu virus bi. quoi que les gens disent tëj na usines yu bëri. fala ci Chine. am na ku neen sax les enfants chinois n'ont jamais vu un ciel bleu. mais avec virus bi gis nañu ay ciel bleu. maanaam pollution bi wàññeeku na lu bëri. delloo na nit ñi ci lu bëri. dañuy xamante ne dañ doon yeew suba teel di daw guddeeg bëccëg di wut alal. ñu ngi commencé di poser ay questions. ci ci njeexital bi. maanaam ñu bëri ñu xamante ne xëy na delloo na si yàlla ci lu bëri. est-ce que aujourd'hui virus bi dina changer système même de vie des gens. wax nga dëgg yaakaar naa ne leçon bu ñu yàlla suñu borom jox la fu mu nekk nii fu mu nekk nii nit yi war nañ jëlee leçon bu rëy a rëy si li ñu dal ren ji soppeeku nag seen doxalin ni ñuy dundee ni ñuy jokkalante ak yan mooy priorité yi yaakaar naa ni wér-gu-yaram balaa nga naan nam nefe wér-gu-yaram moo warul nekk lu njët si ab réew nañu lijjanti mbiru santé askan bi yaakaar naa ni état bi def na si ay effort avec CMI ak yeneen mais ba tey des na nit yi aussi comprendre na aussi yenn état yi dañoo néew doole il faut aussi ñu ci jéem a dugal tout seen poste mais daal dund ni ñuy dundee war nañ ko soppeeku lu baax a baax suñu bëggee mucc ëllëg waaw. docteur Malick Diop est-ce que virus bi dina wone aujourd'hui lu mu amee faiblesse système de santé yi te war na mun a indi xëy na xalaat réorganiser système de santé bi gën ko jox ay moyens gën ko jox ay jumtuwaay pour daal genre yi mel nii mun ko faagagal ou bien mun ko maanaam prévoir. waaw xam nga système de santé du doy mukk parce que tey jii nii su ñu def les évaluations système de santé boo doon évaluer système de santé réew mu mel ni France wala réew mu mel ni Chine. da nga naan système de santé bi macha allah. ñun man je me rappelle bi ñuy def expo de Beijing le Sénégal nekkoon na fa pendant 6 mois dañ doon wax ne mais seen système de santé bi mais c'est extraordinaire parce que foofu déjà foofu nga ëpp centenaire au niveau mondial amul autant de centenaire que benn réew. mooy am na ñoo xam ne seen at dépassé na téeméeri at. te man je me rappelle bien les équipes bi ñu demee foofu amul benn équipe bu demul ñu defal la check-up global en quelques secondes. Avec possibilité de prise en charge gratuite et cetera un certain donc vraiment c'est un système de santé macha allah avant virus bi di ñëw dañ mënoon nañ ne bii c'est extraordinaire mais ils ont été dépassés parce que virus bi beneen affaire la France la même chose tey France kenn xel xalaatul woon nga naan tey jii nii France boo yegsee dañu def ay abri de fortune pour dugal fa ay malades ñuy wax par exemple naan ay tey France yeneen réew dañuy ñëw foofu pour dimbale leen pour ñu jël en charge seen pathologie ñi ne chinois yi ñu ngi fay ñëw allemands yi ñu ngi fay ñëw et cetera comme italiens yi et allemands ñooñu ñu ngi fay ñëw di leen dimbale. donc li ñu mën a jàpp tey jii nii mooy le système de santé
li ci ëpp solo rek mooy offre de soins ak prise en charge médicale buy permettre tey jii nii certaines personnes ñu jël leen en charge gratuitement par exemple su ma jëlee réew mu mel ni Sénégal comme Matar mi ngi koy wax tout à l'heure am na li ñu naan couverture maladie universelle couverture maladie universelle mooy ñu mën permettre ñu jël en charge nit de manière gratuite mais du doy mukk prise en charge médicale moom du doy mukk te ñu xam ne également le fait que virus bi ñëw taxul mu bañ a am ñoo xam ne ils sont diabétiques diabétiques yi ñu ngi fi ba léegi hypertendu yi ñu ngi fi ba léegi ñi am problème cardiaque ñi ngi fi ba léegi ñi accidenté ñi ngi accidenté ba léegi et cetera donc dafay loo xam ne dafay yokk tey jii nii ci li nekkoon déjà ci système de santé bi donc vraiment la loo xam ne la looy dugal rek ci investissement système de santé tamit effectivement ba war na ci bokk. waaw docteur bu loolu weesoo yan matuwaay la ñu war a mën a jëlaat de plus en plus nag pour population bi gën a xam ne que vraiment affaire bi dafa doy waar parce que yenn gox-goxaan yi mooy ci biir réew mi à l'intérieur du pays am na ñu joxaloon démb ci yu bëri ñoom pour ñoom xamuñ sax du xew c'est-à-dire man woo naa démb ay waa Fuuta ñu fa nekk laaj leen est-ce que xam ngeen feebar ba ñuy wax mi xam ngeen la moo xew xam ngeen mesure yi ñu wax ñu ci jël ñoom ne dégg nañu ñu wax ci rek waaye ñëpp a continuer def lu ñu doon def di saafonte di dembalante di toog di añandoo sax ñoom benn bool moo xam nga foofu nit ñi dañu am habitude boobu mariage yaa ngi continuer ngénte yaa ngi continuer lan la ñuy war a def pour justement sensibilisation bi gën a dugg si intérieur du pays bi ndax dëggam ne nañu léegi virus bi nekk na virus communautaire wax nga dëgg loolu lu am solo la c'est vrai que loolu ñu nekk si gox yu sori yi xam ni neexuñ ñoo jot loolu problème la am na sax lu ma si jotoon mën jox comme solution mooy ba ñuy tëjee université semaine yi lay passé sama xalaat moo doon ñu tàggatoon étudiant fac médecine yi ñoom am nañ si quelques notions au moins fekkee ne ñibbi nañ seen gox yi ñu dugg kër wa kër village au village porter la bonne parole xamal nit yi yan mesure fagaru la ñu war a def loolu c'est que dañ ko jël mais ni ñu ko jëlee organisé wuñu ko dañu jékki-jékki rek ñu dàq étudiants yi bi ñu jëloon loolu tàggat leen man sax am na étudiants yi mooy envoyé ay audio ay vidéo benn seen groupe WhatsApp yu fac médecine leen wax nañ dem si askan bi surtout ñu ñibbi seen dëkk nañ dugg si kër yi dugg si village yi dugg si àll bi xamal nit yi gravité situation bi comme ça ñu éviter propagation dëgg feebar bi quoi loolu daal suñ ko defee maa ngi si profession occasion bi ce n'est jamais trop tard pour bien faire étudiant médecine yi ñu ñibbi seen dëkk yi maa ngi ñaan ngeen soobu si xeex mi comme ni ngeen koy faral di defee gën leen si soobu dugg leen si biir dëkk bi si àll bi xamal nit yi lan mooy feebar bi parce que suñ ko defee yàlla mën na si defal sutura waaw yan partition lay maire yi aussi di jouer ci li xamante ne xew na am nañu bëri ne nañu am nay marché ñaa ngi continuer fii ci Ndakaaru sax di comporter comme ni ñu comporter avant te nañu xëy na sensibilisation tam au niveau des communes et des mairies gisuñu maire yi lu bëri ci terrain bi di ci def seen warugar. maire yi ñoo war a nekk au devant de la scène parce que tey li ñuy jàpp man mënuma sax comprendre que mu am benn collectivité territoriale maire bañ a dugal loxoom ci loolu gis naa ay maire yu bëri ñu ngi ci dugal seen loxo mais loolu c'est obligatoire 588 collectivités territoriales maire yi ñoom ñoo fa nekkal démembrement de l'État la donc population yi ñoo leen élire c'est des démembrements de l'État te ci biir seen compétence transférée santé ci la bokk faj ci la bokk donc ñoom il est important que même seen cadre budgétaire dañu war a xoolaat bu baax parce que ñëpp ñi ngi xoolaat état xoolaat na budget bi tey jii nii président de la république dafa ne budget bi dañ koy non seulement dañu changer budget bi orienter ko une grande partie vers xeex feebar bi mais ñaareel bi procédure yi dañ ko def mu gën a gaaw encore accéléré bu ñu perte temps donc mairie yi également très rapidement lii bu amee normalement chaque maire da nga war a oo sa conseil rapidement suñ ko deful woon quasiment sax mën nañ ne ils sont largement en retard parce que maintenant regroupement amatul waroon oo seen conseil bu ñu oowee seen conseil ne am na lu xew am na situation bu xew suñu dafay yegsi ba ci population yi donc nañu fagaru rapidement joxe les informations population yi jox leen également matukaay yi
tey jii nii mënoon na am beaucoup de maires je pense que gis naa am na maires yu koy def ñu mettre à disposition gel hydroalcoolique gis naa ay maires sax yoo xam ne dañu distribuer li ñu naan satala yeeg eau de javel ak yooyu pour nit ñi mën a raxasu mettre à disposition des systèmes pour ñu mën a def lavage des mains surtout jox leen information comme ni ko Matar waxee joxe ay mu am ay équipe yoo xam ne dañu nekk sur le terrain équipe yoo xam ne tamit dañu sol seen masque et tout bu ñu ñëwee expliquer aux populations situation bi lii la toog leen seen kër bu ngeen toogee seen kër def leen lii def leen lee éviter leen di place publique yi éviter leen di nekk à une distance nekk leen à une distance réglementaire et cetera jox leen information yi bu ñu leen joxee information yi nag ça fay gën a yomb pour population yi ñu jël en charge loolu. parce que ñooñu ngay wax. yaa ngi wax ay gox-goxaat mun naa ne par exemple même chose la fële Gën Sule même chose la que Joal wala Kaolack wala yooyu donc ñi nga xam ne ñoom ñoo fa. toggal population yi ñoom ñoo war a joxe information bi parce que c'est des relais communautaires ñoom tamit ñoo nekk en contact avec les centres de santé les postes de santé les structures hospitalières ñoom ñoo leen war a appuyer également sur ce plan. am na maire yu bëri yu évoqué aussi problème de moyens su waxee ñu ne amuñu moyen yi bëriwul décentralisation bi xëy na moyens yi war a accompagner amagul moo tax xëy na mënuñ ko def am na ñu ñaan xalaat tamit danañu budget à guerre exceptionnel budget exceptionnel am nañu xalaat fonds politique yi nekk ci institution yi war nañu gën a xëy na mobiliser orienté ko ci xeexu coronavirus bi. non xam nga naa wax ci ñaar yooyu yëpp d'abord les fonds politiques je pense que tey jii nii ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci fonds politique yi ñi ngi def action yi nga xam ne loolu la ñu war a def gis ngeen action yu bëri tey jii nii ñu ngi koy def sur le plan sanitaire. Souvent fonds politique yi la mais du loo xam ne dañ koy publicité et cetera donc loolu action yooyu nit ñi ngi koy dérouler comme il faut je pense bien leneen li mooy également naan ay budget doy na ak budget doyul li ma wax ñi ngi début exercice budgétaire les collectivités ñi ngi début exercice budgétaire boo nekkee début exercice budgétaire da ngay xoolaat da ngay def réorienter da ngay oo sa conseil ngeen réorienter ngeen ne ñun de waroon nañ tabax benn stade xam nga wala dañu waroon réparer wala dañu waroon def benn jardin public léegi situation bi ni mu demee defatuñ jardin public lii dañ koy dugal ci solution hydroalcoolique lii dañ koy dugal lii dañ koy jox service d'hygiène pour carburant lii dañ koy et cetera ñu réorienter ko de telle sorte que ñi ne par exemple tey jii nii man structure de santé maa ngi am benn centre de santé bu nekk en face de moi boo xam ne man maa ko war a appuyer dinaa leen jox ay lits dinaa leen jox ay masques dinaa leen jox dinaa leen équiper par rapport au budget que j'ai au lieu que ma koy dugal léegi ci je sais pas moi dagg ay garab wala def ay lieu de loisir et cetera donc nit ki mooy xool lan mooy priorité par rapport à ça kenn mënul wax ne amuma budget. budget moom am na maintenant budget bi nag nga koy orienté nga xool bu baax nag nga koy orienté de telle sorte que mu dem vers les populations. waaw pour sensibilisation bi am nañu xalaat ne Sénégal fii def nañu li nga xamante ne moom mooy communication traditionnelle. wax ci rajo yi wax ci télévision yi. réseaux sociaux yi yëpp ak mais nee nañu Sénégal ñëpp amuñu accès. réseaux sociaux. amaan am na xam ne suñu déglu sax rajo. parce que duñu seetaan sax télévision. ñooñu ban mode de communication la war am nañu xalaat ne xëy dañuy def ay oto. am ay haut-parleur. di wër marché yi. di wër gox-goxaan yi. di wax ci kaw. ci langue nationale yëpp. pour population bi xam ne réellement lii am na. waaw loolu de xaat bu rafet la bu ñu ko defoon vraiment ni man dimbale askan bi non seulement du indi contact direct ak ñi xamle ak population bi te dina permettre aussi population bi jot ci kàddu yooyu loolu su ma nekk aussi lu xaat bu rafet la lu jar a étudier la daal. mais loolu naka la koy ministère bi di mettre en œuvre. pour nit ñi ci marché yi ci gox-goxaan yi ñu xam ne lii lu am la lu caaxaan. loolu du ministère rek la loolu comme ni ko. docteur Madiop waxee léegi. maire yi war nañ si impliqué wu ku nekk sa gox boo defee loolu war nga mën a am benn moyen benn véhicule boo mettre à la disposition pour loolu loolu vraiment su ko ñëpp impliqué wu mbiru askan bi fu mu nekk nii ñoo si war a dugal seen loxo bu baax a baax a baax ku nekk fa nga toll loo si mën def ko si waaw loolu daal suñ ko defee bu ñu xaar yëpp nag si état
parce que suñu état yi dañoo néew doole. naka la ñu organiser solidarité bi entre nit ñi ci loolu. mais loolu état kay ñoo mën a organiser ñoom parce que bu ñu bay xool mairie yi état yu ndaw la gox am nañ seen organisation war nañ mën a organiser wu. état bi aussi mën leen si jàppal war na nan nañ war a organiser wu ba yëpp jaar si yoon loolu jafewul organisation donc la demandé organisation kañ lu ñu jàngalee wax dëgg yàlla ajoo ko daal wax dëgg yàlla lu yomb la. waaw ci xeex bi. am na ñu xalaat ne puisque à l'extérieur ñu ngi def laajte dimbal. comme nu mel ni Italie France ak yooyu Chine mu ngi commencé di déployer wu ci Europe di dimbale européens ci loolu ne gis na relation Sénégal ak Chine relation Sénégal ak Cuba ak relation Sénégal ak Russie am nañu xalaat ne est-ce que Sénégal la warutul moom tamit laaj réew yooyu puisque am nañu doole te Chine am na expérience ci xeex bi ñëw jàppale réewum Sénégal maanaam ci affaire faj bi ci affaire protocole yi ci affaire médecin yi pour gën a renforcer ñu gën a mun a xeex maanaam feebar bi. waa ku relation Sénégal ak Chine macha allah relation yu baax la tey ku gis Chine tamit ni mu am relation ak yenn réew yi gis naa ne ak ñoom Italie ñoom ñooy dimbali tey Italie pour que ñu génn ci situation bi ñu nekk te mën naa ne Chine déjà tàmbali na tamit di dimbali Sénégal ci lu bëri bu ngeen gisee hôpital bi nekk Diamniadio am na benn zone bu ñu waroon dédié à tout ce qui est mère enfant tey jii nii am na ñoom aménagé nañ ko de telle sorte que mën na jël en charge ñoo xam ne ce seront des futurs patients yoo xam ne dañu nar a am feebar boobu te tamit c'est bien équipé ak ay respirateurs ak yooyu yëpp donc Chine ñi ngi def tamit li ñu war li leen war également am na yenn matériel yoo xam ne tamit war nañ ko mettre à la disposition du Sénégal naam am nañ déjà des équipements de protection individuelle mais du doy donc je pense que y a des équipements de protection individuelle yu ñu war a indi ak ay masques ak yoo xam ne daal dina tax nit ñi mën fagaru ak également seen expertise keroog ñoom docteur Bousso bi nga xam ne moom mooy yore COUS am na benn conférence call bu ñu doon def ak une équipe chinoise boo xam ne permettre na également sur la pathologie sur la riposte chinois yi wax leen ñun de bi ñu tollee fii nii lañ doon def donc yéen comme fii ngeen toll actuellement xalaat nañ ne bu ngeen defee lii dina baax et cetera donc vraiment même l'expertise technique ñu ngi koy indi parce que ñoom tamit ñoom ñoo njëkkee feebar bi. docteur Camara loolu expertise boobu chinois yi am ci feebar bi ak Russie ak Cuba parce que Cuba xam nañu médecine am dafa am doole ci àdduna Ebola bi mu amee gis nañu déploiement bu Cuba yi def ci RDC Congo ak fee di Guinée Conakry est-ce que ñooñu mun nañu dooleel davantage liggéey bi médecin yi def ci terrain bi bu baax a baax ndax ñoom am nañ expérience surtout chinois yi fu mu nekk ni ñoom feebar bi doomu jàngoro bi kenn gën lañ xam si àdduna bi donc ñoom seen expérience fu mu nekk nañ mettre à la disposition du monde entier bu ñu toppoon àdduna nag du baax parce que àdduna yu bëri tëjoon nañ seen fenêtre nag bu kenn benn xeetu jóge Chine bu fa dugg mais topp ñu àdduna bi bu ñu toppoon du baax fu mu nekk nii daal ñoom am nañ laabéré boo xam ne jël nañ seen matuwaay seen xam-xam expérience bi ñu am yëpp jox ko àdduna bi ngir feebar bi mën a bañ a walal voilà docteur Touba tam ñu ngi rafetlu vraiment seen xarañ si wàllu médecine. docteur xam naa yow da nga am ay obligation ñu libéré la ñu continuer émission bi ak docteur Malick comme ça ñu xëy na fii ak fan daa ñu joxoon ak yow ba continuer ak Malick di waxtaan ak moom ci feebar bi xamante ne moo law adduna bi léegi ñu dugg ci conséquences yi nga xamante ne économique yi xam nañu Sénégal bari na ay doomam yu nekk bitim réew ay moodu lañu ay immigré lañu te ñoom chaque mois dañu yónnee dépense ci réew mi fii pour jàppale seen famille yi feebar bi am na dox diggante réew mi amatul avion yi ñëwatul maanaam lu bëri arrêté na est-ce que loolu mun na am njeexital ci dunduñu famille yi fii ci Sénégal. waaw ci feebar boobu dama bëgg tamit ñu gën a rendre hommage ñi nga xam ne tey jii nii ñoo nekk ci liggéey bi. mooy ñi nekk ci mbirum faj équipe bi nga xam ne mooy comité bi yore
mbirum riposte bi comité bi docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye jiite muy directeur général de la santé médecins yeeg pharmaciens yi nekk ci biir infirmiers yi sages-femmes yeeg yooyu waaye itam Sénégal li muy doxee am na ñi naan sénégalais de l'extérieur yoo xam ne yàgg nañ tamit dugal seen loxo ci biir réew mi des fois boo ko xaymaa dinañ dugal presque ay 1000 milliards ci économie Sénégal te muy lu am solo situation bi ni mu demee nii ku gis tey li nar a dal ñu bëri nekk ay sénégalais de l'extérieur ñenn ñi dinañ perte seen liggéey ñi nekkoon ci informel bi dootuñu am loo xam ne déjà ñoom seen bopp rek dina leen affecté dina leen dañu am problème même pour si seen dund astama ñu war a yónnee donc biir Sénégal donc ñooñu ñëpp dina laal bu baax a baax population sénégalaise yi ak famille sénégalaise yi donc bu ñu tamit bañ a stigmatiser ñi nga xam ne ñooy sénégalais de l'extérieur parce que bu ma xaymaa quelques personnes yi nga xam ne seen irresponsabilité parce que c'est des irresponsables ñi nga xam ne dañ leen waxoon toog leen bitim réew bu leen ñëw biir Sénégal ñu ñëw donc loolu c'est de l'irresponsabilité mais à part ces irresponsables là mais il y a des millions et des millions de Sénégalais ñi ngi extérieur ñooñu ñi ngi liggéey seen liggéey ñi ngi daan seen doole ñi ngi def ba nga xam ne tey jii nii seen famille yi ñi ngi leen di dimbale donc vraiment ñu bàyyi stigmatiser parce que dégg naa de temps en temps ñenn ñi naan waaw moodu yeeg yooyu et cetera alors que ñooñu dañuy dem pour daan seen doole. du seen coobare feebar bi fekk leen foofu kenn du ñaan feebar bu mel nii dal fi ngay kii donc vraiment ñu bañ leen stigmatiser tout simplement parce que am na kenn ou bien quelque ñu def li nga xam ne waruñ ko woon def. ñooñu seen pourcentage bu ñu ko xaymaa c'est 0,000% des Sénégalais de l'extérieur vraiment je compatis au problème économique bi nga xam ne ñoom lañ nar a jànkonteel ñoom tamit ak seen famille yi nekk fii nar a jànkonteel. am nañu commencé wax ci mbiru en interne fii entreprise yi nañu xool ndegam virus bi bu affecté économie bi di affecté rentabilité entreprise yi parce que liggéeykat yi bu ñëw liggéey tamit entreprise bi mën a produire. Est-ce que état bi warul xool sur le plan de la fiscalité bu dee da koy wàññi am na réew yi nga xamante ne France xëy dañoo teg yenn fiscalité yu bëri am na nga xamante am na prêt bancaire ñoom wax nañu association des ASIF ne na ñoom est-ce que état bi warul xool même bu suspendrul prêt bancaire yi mooy taux de remboursement yi ñu toxal ko le temps ñu gérer crise bi. waaw d'une manière générale état si boppam moom mooy mën a xayma xool lan la mën ak lan la mënul état tamit am na lu mu mën am na lu mu mënul. gis ngeen BCEAO am na ay mesures déjà yu mu jël pour faciliter un certain nombre de choses pour banques yi état tamit gis nga ko actuellement am na budget bu takku boo xam ne ci riposte bi ñu ministère de l'économie mettre en place de telle sorte que ñu jël en charge yenn problèmes yi maintenant PME yi accompagner leen mais également entreprise yi nga xam ne tey jii nii seen rentabilité day wàcc bu baax parce que ñu bëri tamit service minimum la ñuy def. Donc je pense que tey état dina am loo xam ne dina ko jël en charge mais mënuma la wax ne à ce stade lii la ñu jël en charge lii la ñu jël en charge. particulier yi xamoon amoon nañu ay prêt bancaire xamante ne ñoom dañu yore ay prêt bancaire ci banques yi ñoom tamit parce que bu ñu liggéeyul xëy na salaire dina wàññeeku. waaw dëgg la mais loolu yëpp comme j'ai dit rek dafa am yoon dafa am. Système dafa am identification également de ceux qui sont en problème par exemple je donne tey jii nii l'exemple des entreprises en difficulté bien avant lii di xew état jëloon na en charge vraiment beaucoup de problèmes tels que la prise en charge des entreprises en difficulté mooy tey entreprises yi nga xam ne entreprises sénégalaises lañ ñi ngi yëngu ci biir Sénégal di liggéey ci biir Sénégal di indi lu bëri en termes d'emploi et cetera ñu toog ba si yàgg am ay difficultés am ay dettes yu bëri am ay problème conjoncturel yoo xam ne mënuñ ko régler état dimbale na leen entreprise yooyu donc tey c'est sûr que état dina wax ak secteur privé bi dimbali ñi nga xam ne ñooy entreprise en difficulté naka la koy defee sur quelle base sur quelle kii loolu boobu mënuma la jox actuellement les informations parce que tollaguñ ci. waaw ñu dem ci terrain bi fekk fa suñu reporter yi nekk ci terrain bi di liggéey foofu ci marché au poisson Adama Sarr ñu ngi lay nuyu.
Samba Diop maa ngi lay fay. est-ce que Alassane Samba Diop maa ngi lay fay bi nga nekk foofu yan matuwaay lañ jël foofu pour xeex coronavirus bi. wala Alassane Samba Diop. voilà Alassane Samba Diop ñu ngi lay delloo fay di la dalal jàmm fi nga xamee ne nag moom moo di marché central au poisson di nuyu ñi nga xamee ne ñooy say invité tey nag comme ni ma ko waxee ñu ngi fi nga xam ne moo di marché central au poisson bu Pikine mu nekk nag ab bërëb boo xamee ne daanaka monde aduna maanaam mbooloo mu bëri ñoom ñoo fi ñëw bés bu nekk rek ngir jënd li nga xamee ne moom moo di wàllug jën mu nekk bërëb boo xamee ne dafa polariser ay zones yu bëri ba tax na daal mbooloo mu takk moo fi ñëw bés bu yàlla sak tey waxtu wi nag ñuy wax ak yéen nag ci biir marché bi mu ngi fees dala ki nit ñi di jógee fu nekk di ñëw mu tombe nag jamono joo xamee nag li nga xam ne moo di coow ak feebaru coronavirus bi mu ngi lëmbee àddina jaaxal waa Sénégal ndax feebar bi xam ngeen ne dugg na fii te itam mu ngi rek di indi ay tëral ay doomu aadama comme ni nga ko waxee nag fii nga xam ne nag moo di marché central au poisson ñu ngi fii ci buntu bi gis nga nag liñ fi seetlu moo di nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw bala ñuy dugg ci li nga xam ne moo di ci biir marché bi rek faw ñu rek defal leen li nga xam ne moo di gel antiseptique wala hydroalcoolique ñu raxas seeni loxo wante itam faw rek ñu jox leen lii di eau de javel ñoom itamit ñu mën a raxas seeni loxo ñu ngi fi nag ak ki nga xam ne moo di chargé de communication bi di monsieur Thiongane dañ koy rek dalal mun ñoo jox plus d'information ci li nga xam ne moom moo di motukaay yi askan wi ndax xam ngeen ne feebaru coronavirus ji nag mu ngi rek faagagal ñu bëri nag ci àddina bi te dugg na fii ci Sénégal kon monsieur Thiongane ni ma ko waxee rek yaa ngi en direct ci rajo ITV ñu ñëw fii tey fi marché poisson central au poisson bu Pikine mu nekk bërëb boo xamee ne ñu bëri ñoom ñoo fi ñëw saa su ne di jënd lii di jënd jamono ji nag li feebaru coronavirus mu ngi jaaxal ñëpp mu ngi def ay loraange tey fii ci marché central poisson bi yan motukaay ngeen jël ngir rek aar askan wi ci biir feebar. comme ni ngeen ko gisee di leen jaajëfal di leen dalal jàmm fii ci marché central au poisson de Pikine li nga wax dafa am solo donc marché central c'est le plus grand marché de la sous-région tey bi ngeen fi ñëwee constaté ngeen doomu aadama yu dugg ci marché bi yëpp donc depuis daal feebar bi nekk loo xam ni problème la ci Sénégal donc ñu nit ñu jël suñuy matuwaay comme ni ngeen ko gisee nii bépp nit buy dugg ci marché bi avant ngay dugg di nga raxasu ba pare dañ la jox ay gel antiseptique ak ay eau javelisée donc beneen bi topp mooy même marché bi sax am na duñ fa jël table yi comme ni ngeen ko gisee fas yéene nañ ko écarter 2 mètres pour les usagers benn bi ci topp mooy marché la buy tëji 3 heures du matin jeex tëj ay buntam 16 heures donc depuis feebar bi dugg donc direction bi aussi jël ci ay mesures am comme ni ngeen ko gisee marché bi léegi 3 heures lay tëji tëj 14 heures pour des mesures de sécurité benn bi stop bu ñu ko tëjee 16 heures dinañ désinfecter marché bi yëpp et cela depuis des jours fu mu toll nii ñoo ngi nekk di ko def saa ñu xëyee daal léegi suñu activité loolu la aar ñi nga xam ne ñoo ñëw ci marché bi aar suñu marché. alors Thiombane gis nañ ko li nga xam ne moom moo di feebar bi jamono ji chaque jour rek kaay day gën a yokk fii ci Sénégal ndax tey envisager ngeen si jamais situation bi gën a délicate fermer li nga xam ne moom moo di marché bi. bon ñaanuñu yàlla yegg ci fermeture marché parce que xam nañ l'importance bi marché bi am au niveau de la région et au niveau sous-régional parce que tey bëri na ci ay doomu aadama yoo xam ne fii la ñuy ñëw di fi jënd see jën di ko yóbbu di ko jaay jiwaat ak ñi nga xam ne mooy les ménages ñu ñëw di jëfandikoo jën di dem tey imagine toutefois rek marché bi tëj donc je pense que ça sera une catastrophe pour le Sénégal donc benn bi topp mooy actuellement nag dinañ taxaw dinañ jël suñuy mesures en collaboration bien sûr avec les acteurs du marché comme ni ngeen ko gisee ni ñoom ñoo ñëw jàpp ci liggéey bi bañ nañ ko sax dañoo tijji benn caisse de solidarité bañ nañ ko ba sax dañoo tijji benn caisse de solidarité. oui Alassane. dañu koy nettoyer bu baax set na poubelle yi set nañu nit ñi foofu jël nañu seen matuwaay nit ñi dugg foofu au-delà de gel bi am nay masque yi fa am ak yooyu. voilà Alassane comme ni nga ko waxee. voilà Alassane comme ni nga ko waxee li nga xam ne seetlu nañ ko bi ñu yegsee nag moo di bala ñuy dugg ci li nga xam ne moom moo di biir marché bi ñi nga xam ne ñoom ñoo di vigiles yi dinañ la jox gel nga daal di raxas say loxo leneen tamit li nga xam ne nañ ko moo di entrée bi tamit beneen porte bi fi ay ndox ay eau de javel loolu yëpp itam ngir rek ñi nga xam ne ñoom ñooy dugg ci biir marché bi moo xam client la moo xam également ku fiy liggéeyee la ñu ngi di nga jaar force ci li nga xam ne moom moo di ci porte bi ñu daal di raxas sa loxo yi te sax li si gën a yéeme ay takk der ñoom lañ fi indi takk der yooyu ñoom ñoo nekk si buntu bi ñoom ñooy forcé sax ñi nga xamee ne ñoom ñooy visiteurs yi wala bokk ñi fiy liggéeyee ñuy rek raxas seeni loxo bërëb la boo xamee ne nag ku ko wax bërëb bu ñuy jaay jën la forcément lii di wàllug cet gi xëy na
na liñ ci war a def moo di gën a xeexal moom ndax nag bëri na ay yoo xam ne daanaka da nga koy gis de partout wante daal motukaay yi maanaam hygiène bi ñu ngi siy bu baax ndax foo tourné da ngay gis daal ñu yor ay rek li nga xam ne moom moo di ay bale wala di bale ndox mi ba pare tamit di topp li nga xam ne moom moo di askan wi fii ñëw ñu leen di forcer sax ñu waaw Alassane. na lu am la te day reye. voilà xanaa lekk si loolu sax dañ ci. voilà xanaa lekk loolu sax dañ ciy rek dalal ki nga xam ne moom moo di acteur gannaaw bi ñu dalalee Thiombane nii rek dañuy dalal ki nga xam ne moom moo di acteur moom ci Thiombane si administration bi la nekk kii nag moom ci acteurs yi la bokk maanaam ñi nga xamee ne ñoom ñooy ñu fii jënd jën bokk tamit di citoyen moom ñu laaj ko rek li nga xam ne moom moo di feebar bi ndax il est conscient que feebar bi am na bu amee ndax mu ngi ciy waxtaan ak ñi nga xam ñoom ñoo di population bi di ñëw di jënd fii boo xam sëñ bi yaa ngi en direct ci li nga xam ne moom moo di i rajo ITV tey feebaru coronavirus bi am ndax yow jàpp nga ne li ni mel dëgg la ndax yaa ngi ciy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw ngir gën leen a sensibiliser. waaw asalaamaaleykum waa ITV ñi ngi rafetlu seen teew fii ci marché central au poisson waaw feebar bi lu am la lu ñu gëm la parce que li àdduna bi di doxee tey dara nëbbuwu ci. waaw ñun nag ci suñu marché fii dañoo conscient ci mbir mi ba tax ñu jóg def benn comité boo xamante ni mooy jóg di xeex lii di doomu jàngoro ji ndax doomu jàngoro ji c'est un combat national xeex la boo xamante ni réew mi yëpp ko war a àndandoo xeex ko ndax sax ñu ngi ciy def ay sensibilisation moo tax boo ngeen ñëwee fekk fi dispositif bi nga xamante ni directeur marché bi ak acteurs yi ñoo ko ànd di ko def pour que képp koo xamante ni yaa ngi ñëw di dugg ci marché bi nga raxasu ba set ñu pompal eau de javel défrigant pour que xeex doomu jàngoro ji ndax lii lu jaaxal àdduna la kon dañoo war a fagaru balaa ñuy lakkale balaa jàngoro ji di law fii ci suñu réew dañ ko war a gàttandu xeex ko ci à tous les niveaux loolu nag ñun les acteurs de la pêche en général boo demee ci quai de pêche yi dem ci marché yi ñu ngi organiser wu di xeex li nga xamante ni moo di doomu jàngoro ji kon mbir la moo xamante ni c'est un combat national boo xamante ni képp ku di sénégalais rek ak ku dul sénégalais sax nekk ci réew mi war nga jóg taxaw ci bii xeex voilà ñun nag fii ci suñu marché vraiment tax jël nañ disposition yi ak décision yi ferme xam nga pour à ce que li marché bi di dugal ci ay nit képp ku fiy dugg dañ fexe ba cell ak cet nekk ci yow balaa ngay dugg ci marché bi waaw. jërëjëf kon Alassane waaw ñoo ko déggandoo ñoom nee nañ dañoo def sax benn comité vigilance boo xamee ne li ko tax a jóg moo di xeex lii di feebaru corona bi ndax jàpp nañ ne ñoom ils sont conscients que feebar bi am na. jël nañ seen motukaay ñu ngi sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw chaque jour ngir jënd li nga xam ne moom moo di jën ngir rek ñoom itamit ñu jël seen motukaay moo xam ci wàllu gel yi ñuy def seen loxo moo xam ci wàllu ko hygiène bi daal ndax bërëb bi kat bërëb la boo xamee ne daanaka wàllu cet dafa nekk loo xam ne da ci war a am solo ndax nag booy xool li nga xam ne moom moo di wàllu jën lañ fiy jaay foo tourné tamit da ngay gis ay ndox ba tax na daal li nga xam ne moo di hygiène bi te ku ne xam ne feebar bi dafa bëgg salte ba tax daal combat numéro 1 bi daal moo di fexe boo cet gi am solo ci bërëb bi nga xamee ne nag nekk na bërëb boo xamee ne fu nekk la àdduna di jóge ñëw ti fi jënd jën mu di marché central au poisson nekk marché bu am solo ci nga xam ne moom moo di à Dakar dans la sous-région sax comme ni ko Thiombane waxee rek ndax doon na zone boo xamee ne daanaka daal chaque jour des milliers de personnes ak ñoom ñoo fi ñëw di jënd li nga xamee ne moom moo di jën moo xam population bi la moo xam également ñi nga xam ne ñoom ñooy clients yi ñëw kon donc Alassane nekk na bërëb boo xamee ne zone la bu sensible ba tax daal li nga xam ne moo di vigilance bi war nañ ko fee gën a mun a yokku daal su ko defee nag ñu gën a moytandeku li nga xamee ne moom moo di feebar bi kon daal li nga xam ne moo di sensibilisation bi nekk na loo xamee ne moo di facteur numéro 1 bi ndax nag wàllu ko cet gi wàllu hygiène bi war nañ koo gën a mun a yokku ci bërëb bi nga xamee ne moo di marché central au poisson comme ni ñu ko li nga xam ne ñoo di administration bi waxee wante itam acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo di les acteurs de la pêche tamit ñoom itam nee nañ dugal nañ ci seen loxo waaye daal ñun li ñu mën a gis daal moo di fi mu nekk nii gis nga ni ko mbooloo ñi ñuy duggee bala ngay dugg li wër te leer moo di
faw nga raxas sa loxo ba mu set wecc ak li nga xam ne moo di gel hydroalcoolique bi boo loolu weesoo tamit dinañ la forcer nga daal di raxasu ak eau de javel bala ngay dugg loolu la sax takk der yi ñoom ñoo leen jàppale ndax nag xam ngeen ne sénégalais dafa léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy xaw a dëgër bopp foog nga forcer leen rek ngir ñu mën a respecter li nga xam ne moo di règle d'hygiène yi kon daal Alassane bu fekkee amul beneen laaj rek voilà ñu delloo la kàddu gi rek dama yaa ngi noonu nekkoon marché central au poisson marché bi nga xamante ne marché bu rëy la sénégalais bare dañ fay dem di jënd jën te marché genre international la sous région bi ñu bari dafa ñëw wax nga ñu matuwaay yi ñu jël foofu pour maanaam xeex lii di xeex coronavirus bi surtout cet bi ñu war a def foofu ci booy dugg dañuy raxas say loxo defal la gel hydroalcoolique defal la tamit eau de javel waaye ci biir marché bi ci boppam dañ ko war a xëy na di gën a di raxas rigole yi ak yooyu maanaam jën yi nëb yi ñu leen war a génnee foofu pour mu gën a baax parce que lu am solo la pardon docteur Malick bu ñu ñëwaatee ci studio bi gis nañu li xew maanaam virus bi laal na secteur yu bëri de la vie active au Sénégal et des activités économiques est-ce que am nañu capacité de résilience par rapport à virus bi. alors mën nañ peuple bi moom moo war a mën am cette capacité de résilience. li ñu gis tey di nii lu am solo la parce que bi nga laajee waa ji daf ne la am na tey soo yegsee di nga gis koo xam ne mi ngi am gel hydroalcoolique et que takk der yi si boppam sax ñoom ñooy wax nit ñi. raxas seen loxo obligé leen ñu raxas seen loxo ak yooyu donc loolu day loo xam ne amuloon te fi mu ne nii am na donc résilience xëy na virus bi moom moo koy poussé. mais bu ñu demee ba après lii ba Sénégalais yi di continuer également am cette attitude là waxuma sax coronavirus mais il y a d'autres pathologies yoo xam ne xëy na dina tax loolu bañ a law ci biir réew mi les capacités il y a des capacités techniques yoo xam ne offre de soins moo koy joxe. mais xam nga offre de soins tey jii nii au niveau mondial amul benn offre de soins boo xam ne dafa prévoir coronavirus bi. offre de soins bi nit ñi prévoir mooy les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles donc tey li Sénégal xalaatoon wala li Japon xalaatoon wala li France xalaatoon wala li Chine xalaatoon mooy mu am ay ñoo xam ne insuffisance rénale lañu am ñoo xam ne dañu am palu ñoo xam ne dañu am infection génitale ñoo xam ne dañu accoucher ñoo xam ne dañu am AVC et cetera loolu la tey jii ni offre de soins bi xalaatoon en fonction de ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci loolu médecins yi pharmaciens chirurgiens dentistes sages-femmes yi nekk ci région yeeg yooyu loolu la ñu xalaatoon mais tey jii nii li ci tegu mooy Covid-19 bi tey bu ngeen gisee 52 personnes tey jii nii ñi ngi hospitalisées donc loolu loo xam ne la c'était pas prévu. À côté de cela am na une extension boo xam ne day permettre nga am 300 400 500 lits yoo xam ne da nga koy prévoir. maintenant boo ko prévoiree di nga toll foo xam ne bu fekkee ne contamination communautaire la doo xam est-ce que peuple bi dina fexe ba. xeex ba arrêter chaîne bi bu xeexee ba arrêter chaîne bi yàlla dimbali peuple bi également loolu am parce que dañu naan yàlla béy sa tool. da ngay fagaru. boo fagaroo bu la yàlla dimbalee chaîne bi arrêté dinañ xam ne peuple bi dugal na ci loxoom fexe na ba tey affaire bi arrêté ci également ndimbalib yàlla. mais à côté de cela su fekkee ne peuple bi dafa continuer également am les mêmes attitudes. nit ñi di continuer les attroupements xale yi di nekk ci mbedd bi loolu on a la quasi certitude que affaire bi dina law ba nga xam ne dootuñ ko mën a téye donc loolu yëpp ça dépend du peuple. léegi ban conseil ngay jox maanaam nit ñi par rapport ak feebar bi pour ñu gën a xam ne que du caaxaan du ay doy lépp. waaw xam nga tey wax naa melokaanu virus bi. xanaa leen nit ñi ni muy infecté nit ñi ni muy nekkee ci air bi ni muy nekkee ci jaww ji ni muy nekkee ci loxo yi ni muy jaaree ci loxo yi ni muy jaaree transmission bu gaaw ba nga xam ne loxo moo koy joxe. Le fait que muy nekk ci ay regroupement nga xam ne boo jegee nit ki lu ëpp
lu matul 1 mètre mën na la ko transmettre moo tax tey jii nii boo demee Allemagne ñi ne ñaari ni sax waruñ taxaw. loolu c'est l'extrême donc loolu yëpp ñun tamit dañ ci war a bàyyi xel ci situation de regroupement mënatul nekk. comme situation de regroupement mënatul nekk nañ dem ci vers ça d'autant plus que xam nañ lan moom mooy tax chaîne de transmission bi di continuer donc ñun loolu rek lañ mën a def loolu li ñu mën a def tey jii nii état li mu mën a def président de la république def na ko ministre de la santé ak toutes les équipes def nañ ko léegi nag xam nga ñooñu tamit du ñu dem ba dugg ci biir kër yi di wax naka la nit ki war a def comportement moo njabootam. parce que dinañ dem ba su fekkee ne dañu totalement dépassé comme dans certains pays boo feebaree dañ naan toogal sa kër tey boo France tey non seulement defatuñ test te ku feebar dañ naan la toogal sa kër te bu fi wàll kenn. tëjul sa biir kër. donc ñaanu yàlla yegg si foofu réew yoo xam ne tey jii sur le plan sanitaire ñoo ñu raw foofu yegg si nañ foofu ñun rek ak ñun la tëj nañ frontières yi ñu ni neen la donc nañu fexe ba loolu tamit bañ a law. docteur Malick Diop maa ngi la gërëm di la sant ma fàttali yow docteur nga da nga nekk pharmacien maanaam liggéey ci mbirum industriel ñu ngi nekkoon ak yow 7 heures du matin ba léegi nga ànd ak tamit kii di docteur Makhtar Camara te moom maanaam yeewagu na sànq parce que dafa am urgence bu mu am ñu ngi gërëm ànd ak ITV ak iRadio ak tout la plateforme de imedia.sn suñu Twitter suñu Facebook ak lépp lu Instagram yoroon liggéey gi yow waxtaan ak yow ci sensibilisation bi tam bi nga indi ci population bi dañuy xam ne feebar bu am la feebar buy law la feebar bi xamante ne mara détaillé day reyaate dañuy xam loolu gën a fagarlu ci xamante li docteurs yi wax ñu déglu docteurs yi ñoom rek ñoo mën a wax nit ñi naka la ñuy mën a moytoo feebar bi ñu ngi koy def guddeeg bëccëg ñoom docteurs yi gàcce ngaalaam tamit ci docteurs yi ñoom di gërëm di leen sant ñoom docteurs yi ci xeex bu ñuy xeex maanaam ci personnel médical bi yëpp maanaam du docteur rek fu suufee ba ci kaw ñu si jàpp di xeex ñu bàyyi leen xel bu baax a baax dimbal leen ñoom pour ñu dimbal ñu nekk suñu njaboot ñu leen di gërëm di leen sant Alassane Samba Diop moo nekkoon ci micro bi ànd ak équipe technique télévision bi ak équipe technique rajo bi ànd ak correspondant yi ak ñëpp di leen gërëm di leen sant di leen jox dig daje suba incha allah ci beneen émission jërë ngeen jëf. Vous nous écoutez sur le net, sur emedia.sn. Le coronavirus est